من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ñi ngi dellu si waat ba tey ci kitaabul jaami' as-saxiix bu al imaam al Buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari. ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci xadiis yi aju woon ci baabul istihaada, te moom mooy xadiis sayyidat Aïcha bi radiyallahu taala anha bi mu doon nettali ni nga xamante ne moom la sayyidatu Faatimata bint Abi Xubaysh radiyallahu taala anha ñëwee woon ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam di ko wax naan ko yaa rasulallah inni laa athuru afa ada'u salaa. yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam, man de duma làpp xanaa dama bàyyi kon julli. ba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko innama dhalika irqun wa laysa bil xayda. loolu di ak sidit gu fàcc la waaye du mbërëg. naka noonu gisoon nañ ci baabu xasli damil xayda, buntu raxas deretu mbërëg, maanaam baabu xasli damil maxiidi ci beneen riwaaya, maanaam buntu raxas deretu mbërëg. mu daal di wax ne gisoon nañ ci xadiis sayyidat Asmaa radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne dafa laaj ne jigéen dafa laaj Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa rasulallah ara'ayta ihdaana ida asaaba thawbaha damu min alxayda kayfa tasna. ne ko ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam, xoolal tey su fekkente ne dafa am kenn ci ñun mu am yërëm wala mbalaanam, maanaam deretu mbërëg laal ko, ana naka lay def. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ida asaaba thawba ihdakunna addamu min alxayda faltaqruhu thumma tandahu bi maa'in thumma litusalli fiihi. mu ne su fekkente ne dafa am kenn ci yéen koo xamante ne mbalaanam deretu mbërëg daf koo laal, bu boobaa na ko fete, topp nag maanaam na ko raxas ak ndox moo xam ne da koy fete waale, topp nag mu daal di koy wis ak ndox, maanaam moom mooy mu wis li nga xamante ne moom mooy li ko wër ak li nga xam ne moom la sikki sàkk di nekk ci loolu, topp nag mu daal di ciy julli. bokk na ba tey ci xadis yi nga gis yi ñu gisoon ci boobu buntu mooy xadisu sayyidat Aïcha bi radiyallahu taala anha mu doon wax naan kaanat ihdaana tahiidu thumma taqtarisu dama min thawbiha inda tuhriha fatagsiluhu wa tandahu ala saa'irihi thumma tusalli fiihi. mu ne kenn ci ñun bu fekkante ne dafa daan gis mbërëg, mu ne kenn ci ñun daan na gis mbërëg, topp mu daal di fete deret ji ci yéreem bi foofu, maanaam jamono jamu laabee, topp mu daal di koy raxas, mu daal di raxas yére bi, daal di nag wis li nga xamante ne moom mooy mbooleem li nga xamante ne moom moo la des ci yére bi, mu topp mu daal di julli. gisoon nañ tamit buntu baabu i'tikaafil mustahaada, buntu ki nga xamante ne moom mooy mustahaada bi, maanaam mooy ci gis jongel, mooy deret ji nga xamante ne deret la ju ëpp deretu mbërëg ji. mu ne loolu kenn ci ñun daal, maanaam buntu ki nga xamante ne moom moo koy, maanaam ni kooko mën naa def i'tikaaf ci jàkka ji,
loolu gisoon nañ ci xadis sayyidat Aisha radiyallahu taala anha bi nga xamante ne moom la daan wax na maanaam ñetti xadis yi ñu ci gis yëpp daanaka jëmmi benn xadis bi la te moom mooy kenn ci soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da daan gis mbërëg te da daan gis jorngel te da daan nekk ci biir jàkka ji ci jamonoy i'tikaaf di ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci jamonoy i'tikaaf mu leeral loolu di leeral tamit li nga xamante ne noonu la daan nekkee ci jàkka ji mooy ci ab tast la daan toog naka noonu loolu tamit bu daan julli tamit noonu la daan def te loolu moom mooy ñetti xadis yi nga xamante ne moom la ñu gisoon ci buntu boobu yooyu yëpp bu ñu dañuy wër-wërloo ci loolu léegi nag ñu war a gis baabun hal tusalli al mar'atu fii thawbin xaadat fiihi baabun bunt maanaam bunt bii day li ko tëgg mooy hal ndax tusalli dina julli al mar'atu jigéen ji maanaam jigéen yi nga xamante ne dafay gis mbërëg moom ndax dana julli fii thawbin ci ab yére boo xamante ne xaadat dafa gis mbërëgam fii ci biir ci yére booba maanaam moom mooy su fekkente ne jigéen ñi dafa am yére boo xam ne daf koo sol ci jamono ji nga xamante ne ci la doon gis mbërëgam ndax bu boobaa dana mën a def bu daal di laabee bu setee mu daal di wëlbatiku war a julli ndax day daal di julli ci jëmm yére bi nga xamante ne moom la gise woon mbërëgam waaw wala déet ndax loolu mën naa nekk waaw wala déet ak ci yan anam la war a mën a nekke bu fekkente ne dana ne ci yan anam lañ koy daganala su fekkente ne dana dagan loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo aju ci buntu bi kon dañuy gis ne ci buntu bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala li nga xamante ne moom moo ko tax a jóg maanaam moom moo tax mu nose buntu bi mooy di leeral ndax ki nga xamante ne dafa gisee mbërëg su fekkente ne amul lu dul benn yére masalan ndax yére boobu kon dana dagan mu daal ciy jullee waaw wala déet boobaa li nga xamante ne moom lañ jul sikk moom mooy ne boobaa bu segam boobu rek la am moom daf ciy jullee ginnaaw bi nga xamante ne moom la ko raxas comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon ci xadiis sayyidati Aisha radiyallahu taala ni ñu romb naka noonu amma su fekkente ne nag yére yi dañu bari ndax loola mën naa nekk waaw wala déet loolu daañ ko gis insha allahu taala ci xadiis bi mu ne qaala xaddathana ma qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilayhi xaddathana Abu Nu'aym te moom mooy sëriñu imaam al Buxaari bu mag boobu rahimahullahu taala muy al-Fadl ibn Dukayn rahimahullahu taala dàkkantalam nekk maanaam Abu Nu'aym mooy al-Mulaa'i al-Kuufi rahimahullah moom la gën a siiwee mi ngi gane àdduna 130e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 219e année bi moom mooy ki nga xamante ne moom imam al-Bukhari moom moo rek moo solo ci moom directement te lu baree bari la solo ci moom ci sëriñam yi gën a màgg la bokkoon comme ni nga xamante ne noonu lañ ko leeralee lu dul benn du ñaar amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu ci des moom mooy li ko dalee ci imaamu Muslim ba ci imam Ibn Maaja rahmatullahi alayhim ñoom ñëpp amul kenn ci ñoom koo xamante ne solo na ci moom directement kenn ku ci nekk faw mu am ku dox ci digganteem ak imam al-Fadl ibn Dukayn rahimahullahu taala lu ci ëpp nag imam al-Bukhari rahimahullah bu ko indi danaan xaddathana Abu Nu'aym waaye léeg-léeg mu daal di ñëw ci ne xaddathana Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn léeg-léeg tamit mu daal di ñëw rek waaye loola lu jafe-jafe la maanaam mu jékki-jékki rek daal di xaddathana al-Fadl ibn Dukayn waaye bu ñu xoolee mboolem li nga xam ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala jëlee ci moom ci ay xadis ñi ngi toll ci téeméeri xadis ak juróom-ñeent fukk maanaam mooy 190 xadis loolu la imam al-Bukhari rahimahullahu taala solo ci moom ci saxiixam bi rahimahullah mu ne qaala xaddathana Ibrahim ibn Nafi' te moom mooy Ibrahim ibn Nafi' al-Makhzumi dàqantalam nekkoon Abu Ishaq al-Makki rahimahullahu taala maanaam kon al-Fadl ibn Dukayn moom kuufi la amma Ibrahim ibn Nafi' bi rahimahullahu taala moom makkiyu la moom solo na ci ay xadis jële ci Ata ibn Abi Rabah ak Muslim ibn Yanaq ak ibn Tawus ak ibn Abdullah ibn Abi Najih rahmatullahi ala al-jami' amma ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo ci moom mooy Abdurrahman ibn Mahdi ak Zayd ibn al-Habbab ak Abu Nu'aym bii nga xamante ne moom mooy al-Fadl ibn Dukayn ak Xallaad ibn Yahya ak Abu Hudhayfa Musa ibn Mas'ud ak ñeneen jotoon nañ koo gis nag boobu fekk na Xallaad ibn Yahya moom moo solo woon ci moom imam Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu taala nee na kaana xaafizan moom de xaafiz la woon amma Abdurrahman ibn Mahdi moom nee na huwa awthaqu shaykhin kaana bi Makka moom mooy sëriñ bi gën a dëgër bi nga xamante ne moom moo nekkoon Makka maanaam ci jamonoom
mi ngi génn àdduna ci 160e année yi ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta. an ibn abi najih te moom mooy Abdullah ibn Yasaar as-Saqafi dàqantalam nekkoon Abu Yasaar dañ koy wax ibn abi najih ndax Abu Najih mooy Yasaar bi nga xam ne moom mooy baayam waaye mu ngi tuddoon Abdullah ibn Yasaar as-Saqafi rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna 131e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci taabii rahmatullah alayhi mu nekkoon tamit ci ñi nga xamante ne comme niñ ko gise woon dafa bokkoon ci liñ ko doon jamee moom mooy ne dafay jàpp maanaam dafa amoon pas-pasu qadari yi maanaam moom loolu la gis waaye nag waaye loola wàññiwut dara ci dëgëraayam ndax maanaam moom nekkul koo xamante ne daa'i la maanaam duy woote di jëmee ci boobule pas-pas rahimahullahu taala maanaam kon comme li nga xam ne noonu lañ ko leerale woon lu dul benn du ñaar su fekkente ne dafa am koo xam ne dafa bokk ci nitu bidaa yi moom mën nañoo jëlee ci moom waaye su fekkente ne dañuy jëlee ci moom te mu nekk ci condition mu nekk ku dëgër ku wóor waaye nag moom condition bi mooy li muy solo mu nekk koo xamante ne du nekk kuy woote woo di jëmi ci li nga xamante ne moom mooy pas-pasam bu bon bi waaye tamit du nekk tamit koo xamante ne dafay solo maanaam li ñu solowee ci moom du luy jàppale tamit pas-pasam maanaam loolu moom mooy condition yi nga xamante ne moom la ñuy jëlee ci moom mu ne am Mujaahid te moom mooy Mujaahid ibn Jabr te dañ koy wax tamit Mujaahid ibn Jubayr al-Makki rahimahullahu taala al aswad dàkkantalam nekkoon Abu Muhammad wala boog Abul Hajjaj ñaari dàkkantal yooyu moom la amee woon rahimahullahu rahmatan waasi'a moom mi ngi génn àdduna ci 101e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon ci sëriñu waa Makka yi rahimahullah nga xamante ne bor imaam la ci tafsir imaam la ci xadis imaam la ci fiqh niki noonu imaam la ci surtout ci tafsir nga xam ne ci la gën a siiwee rahimahullahu taala daan nekkoon taalibi Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala anhuma loolu moom mooy kon xadis boobu mu ne annahu qaala nee na qaalat Aïcha moom mooy ummul muminina radiyallahu taala anha at-tayyibatu bintu tayyib as-siddiqatu bintu siddiq radiyallahu taala anha ummu abdullah mooy ummul muminina radiyallahu anha mooy doomu Seydina Abu Bakar di Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gënoon a sopp moom mu ngi génn àdduna ci 58e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam 2210 xadis moom lañ ko wàññil yoo xam ne 174 yi muttafaqun alayhi la yoo xam ne 54 yi imam al-Bukhari da koo wéetoo naka noonu 69 imam Muslim rahimahullahu taala da koo wéetoo amma xadis bi am na benn mbir moo xamante ne moom moo ci nekk bokk na ci xadis yi nga xamante ne dañ koo jame imam al-Bukhari rahimahullah ndax bu njëkk bi moom mooy dañ ne inqitaa daf ci am ak dog-dog ñaareelu mbir bi nga xamante ne moom lañ ko jame moom mooy dañ ne ittirab daf ci am maanaam moom mooy wax ji dafa desee dëgër maanaam ngir ne léeg-léeg maanaam xamuñu kan moo soloo ci kan dëgg-dëgg amma li nga xamante ne moom mooy inqitaa bi moom mooy ku mel ne al imam Abu Hatim rahimahullah ak Yahya ibn Ma'in Yahya ibn Sa'id al-Qattan ak imam Shu'ba ibn al-Hajjaj ak imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhim ñoom dañu ne imam Mujahid solowul ci ki nga xamante ne moom mooy sayyidat Aïcha radiyallahu anha maanaam moom mooy déggewul ci moom dara kon nag bu ñu gisee ni xadis bi dafa ne sayyidat Aïcha radiyallahu taala anha moom mu ne imam Mujahid rahimahullah daf ne sayyidat Aïcha radiyallahu anha nee na kon daal loolu dëgg-dëgg ak dañuy gis ne am na ku dox ci diggante bi kon ak dog-dog am na ci waaye li nga xamante ne moom lañ koy tontoo mooy ni imam al-Bukhari rahimahullah ci xadis bi ak ci yeneeni xadis ci Sahih bi saxal na ci ne moom ci maanaam ne imam Mujahid déggee na ci sayyidat Aïcha radiyallahu taala anha ay xadis yu bari naka noonu al imam ibnul Madini ak al imam ibn Hibban rahmatullahi alayhima ñoom tamit saxal nañu loolu te comme qaida bi dane al musbitu muqaddamun ala nafi ki nga xam ne moom mooy saxal moom la ñuy jiital ci kaw ki nga xam ne moom mooy ci dàq loolu day daal di tontu ci li nga xamante ne moom mooy ittirab moom mooy inqitaa boobu amma li nga xamante ne moom mooy wàllu ittirab bi nag moom mooy ne dañoo gis ci sunan imam Abu Dawud rahimahullahu taala mu ne haddathana Muhammad ibn Kathir an Ibrahim ibn Nafi' an al-Hasan ibn Muslim maanaam au lieu mu jëlee ko ci ibn Abi Najih te mu Abdullah ibn Abi Najih mu jëlee ko ci al-Hasan ibn Muslim
te loolu nag moom kon ñu ne ittiraab am na foofu maanaam mooy kon xamuñu ci kan la ko jëlee waaye bu boobaa li nga xam ne moom lañ koy tontoo moom mooy ne ñaari mbir dafa am mooy bu njëkk bi moom mooy ñaari mbir lañ koy tontoo tontu bu njëkk bi mooy ne ittiraab boobu loolu mëneefu koo wax ndax benn taalibi mën naa jëlee xadis ci ñaari sëriñ yu wuute loolu moom mooy benn bi kon bu boobaa Ibrahim ibn Nafi daf ko jëlee ci ñaari sëriñ yoo xamante ne ba muy jàngal Muhammad ibn bi muy jàngal Muhammad ibn Kasir bi nga xam ne mooy sëriñu imaam Abu Dawud bi rahimahullahu taala moom daf ko nettalee jële ci al-Hasan ibn Muslim waaye bi muy jàngal Abu Nuaym di sëriñu imaam al-Bukhari bi rahimahullahu taala daf koo jëlee ci ibn Abi Najih rahmatullah alayhi kon bu boobaa loolu dañuy xam ne ittiraab mënta am foofu waaye beneen bi ci des moom mooy ne Abu Nuaym muy sëriñu imaam al-Bukhari mu gën a dëgër Muhammad ibn Kathir bi nga xam ne moom mooy sëriñu imaamu Muslim imaam Abu Dawud maanaam sëriñu imaam al-Bukhari bi mooy Abu Nuaym al-Fadl ibn Dukayn moo gën a dëgër Muhammad ibn Muslim Abu Abdallah bi nga xam ne moom mooy sëriñu imaam Abu Dawud rahimahullah beneen bi ci des moom mooy al imaam maanaam Xallaad ibn Yaxya ak Abu Xudayfa ak an-Nu'man ibn Abdusalaam ñoom ñetti ñii ñëpp soloo nañu même xadis bi maanaam nekk ci mutaabaa ñu ànd ak ki nga xamante ne moom mooy al-Fadl ibn Dukayn bu boobaa riwaaya bi nga xamante ne moom mooy riwaaya al-Fadl ibn Dukayn rahimahullah moom day daal di nekk bi nga xam ne moom mooy bi noot maanaam kon ci kaw loolu riwaayatu imam al-Bukhari bi rahimahullah mooy noot riwaaya imam Abu Dawud bi rahimahullah te kon bu boobaa ci kaw loolu buñ doon wax sax naan day am dara luñ ciy woyefal ak luñ ciy doyadal bu imam Abu Dawud bi la ñuy doyadal waaye bu imam al-Bukhari bi rahimahullah moom kenn du ko doyadal ngir ne sëriñam moo gën a dëgër bi ci des moom mooy riwaayaat maanaam am na ñeneen ñetti ponkal ñoo xamante ne ñoom def nañ mutaabaa ci ak Abu Nuaym ñetteel bi ci des moom mooy ne istiraab mënuñu ko wax ci loo xamante ne sëriñ bi mën naa jàngee ci ñaari sëriñ benn jëmmi xadiis bi rahmatullah alayhim kon loolu moom moo aju woon ci wàllu càllale mu ne kon sayyidat Aisha radiyallahu anha mu ne anna qaala nee na qaalat wax na Aisha radiyallahu anha nee na maa kaana doonuloon nekk li ihdaana ñeel kenn ci ñun illaa lu dul sawbun benn yére benn mbalaan waaxidun bay benn dong boo xam ne tax yi ci lay gisee mbërëgam fii ci moom maanaam mu loolu li muy tekki mooy ne ñun benn yére lañ daan am te yére boobu dong lañ daan sol bu ko defee ñu dem ci ñu gis ci suñuy mbërëg ba xam maanaam tabaan naturellement soo fekkee benn yére dong nga am yére boobu moom ngay sol saa su ne booy fanaan moom ngay fanaanoo boo yeewu moom ngay yeewu et cetera loolu nag dafay daal di nekk loo xamante ne day daal di nuróog lu safaanoo ak xadiis sayyidat Ummu Salama radiyallahu anha bi ñu gisoon bi nga xamante ne dafa tëddoon ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di commencé gis mbërëg daal di doog dem soppi ji yére ji sol yére bi nga xamante ne moom mooy yére mbërëgam loolu nag li nga xamante ne foofu la problème bi di nekkee lu tax muy am problème moom mooy ne moom sayyidat Aisha radiyallahu anha bu dee moom benn yére la daan am la amoon te sayyidat Ummu Salama radiyallahu anha mën a yor yére yu bari te yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa maandu woon loolu day daal di nekk loo xamante ne lu lënt lay doon ñaareel bi ci des mooy sayyidat Aisha radiyallahu anha dafa leeral ne ñun ñii kenn ku ne ci ñun ñi noonu la mbiram demee woon maanaam kon bu boobaa lënt bi tamit day daal di nekkaat foofu waaye bu boobaa li nga xam ne moom la ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim tontu mooy dañuy wax ne loolu lënt mën na cee bañ a am ndax liñ koy bàyyee xel rek mooy dañ naan dafa am jamono joo xamante ne ñàkk dafa amoon maanaam mooy jamono yi nga xamante ne dañ daan toog sax duñu añ wala duñu togg pendant 2 mois duñu togg loolu da daan am mu am ay jamono yi nga xamante ne dégg nga kon jamono yooyu moom benn yére lañ amoon te jamono jooju tamit ci la ñuy gisee nii ci la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daan gisee man yu bu takk ci yére bi benn yoon maanaam ci yére bi mu raxas ko dem julli ji noonu fekk yére jaa ngi tooy maanaam kon jamono yi maanaam ay jamono la waaye léeg-léeg nag ñu dem ba jenn jamono ji maanaam am piix am maanaam ak ubbeeku am ak xéewal daal di dikk loolu nag tax maanaam nga gis ne boobaa ñu am yeneen yére
maanaam kon bu boobaa ci la ñuy gisee ni loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy liy tontu mbir moom waaye nag mu daal di yeggale ne fa iza saa yoo xamante ne asaabahu dal na ko shay'un dara min damin ci deret te boobu deretu mbërëg gi xaalat day daal di def maanaam xaalat moo tax baatu xaalat comme ni ñu ko waxe woon day tekki wax na maanaam loolu mooy wax ji gën a bëri mooy li gën a bëri waaye léeg-léeg day tekki def na comme xaalat day daal di def bi riiqihaa ci tuflitam nii maanaam day daal di def nii ci tuflitam rek dégg nga mu ne fa qasaatuhu mu daal di koy xoos bi zufriha ak wewam maanaam moom noonu la ko daan defee maanaam su yére bi taqee fii mu daal di def nii daal di koy xoos daal mu daal di deñ loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim rawatina fuqaha o xanafiye yi rahmatullah alayhim dañ ciy sukkandikoo ngir wax ne maanaam du ndox kese mooy dindi sobe ndax loolu tamit day tegte leneen ndox rek du dindi sobe leneen mën naa dindi sobe waaye mbooloo ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu demee nekk fuqaha u maliki rahimahumullah dañ leen di wax ne leen waaw loolu li nga xam ne moom la ñu mën a dindee ak tuflit googu ak wee loolu moom mooy du woon lu bari te comme du woon lu bari moom mooy loo gën a di daal di dugg ci alqadrul maafu maanaam li nga xamante ne boo ko nattee day daal di nekk loo xamante ne lu ñuy jéggale la waaye ala kulli xaalin bu ñu xoolee sayyidatu Aïcha radiyallahu taala anha li tax mu daal di koy waxee nii ak it ñu xool imam al-Bukhari rahimahullahu taala ni mu ko indee fii dafay leeral tamit ne maanaam da ko daan dindi te lim ci jublu woon moom mooy mu deñ en tant que sobe te loolu moom moo tax sayyidat Aïcha radiyallahu taala anha di ko leeral ndax su dul toon loolu kon jëmmi leeral gi du am njariñ maanaam naan yére bañ daan sol bu daan taq dañ ko daan def nii maanaam bu dul woon leeral gi ñuy leeral ne ñoom noonu doon nañ ko dindee sobe gi kon leeral loolu dootul amati njariñ beneen mbir bi nga xamante ne moom lañ ciy jàngee moom mooy ni bu fekkente ne kon jigéen ji dafa am benn yére te loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala nosee ko buntu bi yére boobu day daal di maanaam bu ci gisee mbërëg yére boobu day daal di dindee moom lay daal di sol te amul benn problème maanaam ndax buy julli ci moom la daan jullee loolu mooy ñaareel bi ñetteel bi ci des ñetteelu masala bi mooy su fekkente ne nag jigéen ji dafa bëri ay yére bu boobaa ana nan lay def bu boobaa li nga xamante ne moom lay def te mooy li ñu sopp comme ni mu nekkee ci hadith sayyidat ummu salama bi radiyallahu anha bi ñu gisoon mooy ne day daal di dem changer yére maanaam yére bi nga xam ne moom lay gisee mbërëg dañuy daal di sopp mu daal di am yére boo xamante ne suy gis mbërëg yére booba lay sol waaye bu gisul mbërëg mu daal di jël yeneen yére mi mu sol ko loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy liy ràññee ko waaye nag lii nga xamante ne moom mooy yére moom saa yoo xamante ne raxas nañ ko wala fóot nañ ko te maanaam mooy dindi nañ sobe ci nga xamante ne moom moo ci nekk rek day daal di dagan nga daal di koy mën a solaat daal di koy jullee loolu ak yére bu mën a doon la moo xam mbërëg ci takk moo xam man yu maanaam bu dee man yu ñu jàpp ne man yu sobe la moo ci takk wala boog beneen xeetu maanaam bu dee maanaam ak mbéewal ñoo ci nekk wala ay dem àll ci takk wala lu ci mën a takk tey sobe su fekkente ne raxas nañ ko loolu day daal di baax maanaam yére moo demee noonu niki noonu place bi nga xamante ne moom la ñu jullee tamit noonu la demee kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy mais li gën nag moom mooy mu am yére boo xamante ne bokkut ak yére boobu maanaam yére bi ngay gisee mbërëg nga koy soppi mu bañ a bokk ak yére boobu waaye loolu ci jamono yu njëkk yi la waaye jamono jii ñu nekk nga xamante ne jigéen ñi dañuy am ay xeetu serviette yi nga xamante ne ñoom mais vraiment xéewal bu rëy a rëy la day tax ba du ñu takk ci dara du ñu takk ci lenn et cetera loolu moom bu boobaa yooyu yëpp ak maanaam disposition yooyu yëpp dootul nekkati loo xamante ne lu ñuy sàkku la allahumma ba mu des jigéen ji ne man damay bëgg di doxal sunna di gën a wéyal loolu nga xamante di dundal boobu sunna bu ko defee mu wéyal ko mu daal di koy doxale noonu loolu kon mooy li nga xamante ne moom moo ci daal di aju insha allah xadis boobu imam al Buxaari rahimahullahu taala indi woon na ko xadis numéro 308 te loolu gisoon nañu ko ci biñ ci tollee wa lillahi alhamdu wal minna naka noonu gisoon nañu taxrij bi wallahu taala aalam mu ne baabu imam al Buxaari rahimahullahu taala ne baabu tiibi lil mar'ati inda ghusliha min al maxiidi maanaam baabu buntu tiibi lil mar'a ak tiib bi moom mooy gët mooy parfum gët lil mar'ati ñeel jigéen ji maanaam moom mooy ne jigéen ji nga xamante ne dafay suy sangu boo bi jamono ji nga xamante ne moom lay sangu cangaayal farata ndax masala bi moom mooy yére bi nga xam ne moom bu njëkk bi
mooy yére bi nga xamante ne moom la sol dañuy sopp mu di ko changer wala boog mu bañ di ko sol saa su nekk ba mu des su fekkente ne boobu yére rek la am amma masala bi moom mooy ne jigéen ji nga xamante ne moom dafay parfumé wu maanaam laal gi nga xamante ne moom lay war a laal parfum inda husliha faf cangu ga maanaam jamono ji nga faf cangam ga maanaam jamono jamuy sangu cangaayal farata minal maxiidi te mu tukkee ci mbërëg maanaam moom mooy ne jigéen ji su gisee mbërëg war a sangu cangaayal farata am na parfum boo xamante ne dañuy sopp mu laal ko ak ana parfum boobu naka la koy laalee ak ana ban bërëb la koy laalee ci bu koy laal loolu moom mooy li nga xamante ne moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala nosé buntu bi ndax xam nañ ni ki am càng ki nga xamante ne moom mooy jigéen ji gis janaaba su fekkente moom ak jigéen ji nga xam ne ñoom ñooy sangu ñoom ñoo moo gis mbërëg bay doog a pare buy sangu cangaayal farata ñaari xeetu cangaay yooyu genn la loolu moom xam nañ ko waaye ndax ki nga xamante ne moom moo amee mbërëg moom ndax buy sangoo bu gisee mbërëgam bi ba noppi suy sangu cangaayal farata dafa am lu ñu sopp ci moom wala yenn xeetu exigence yoo am yeneen te wàllu parfum aju ci waaw wala déet ndax gisoon nañ ci buntu ci kitaabul xusli ne sopp nañu ki nga xamante ne moom mooy sangu cangaayal farata mu daal di laal lu mel ne parfum wala saabu te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam doon na ko def wala boog buy sangu cangaayal farata maanaam mu jiital parfum bi waaye te kon bu boobaa tamit bu fekkente ne dafay sangu a masalan ak saabu rawatina suñu saabu yu bees ak gel yeeg yooyu nga xamante ne bu bëggee sangu cangaayal farata ba pare bëgg sangoog caabum njàmpe masalan ana ban lay jiital gisoon nañ ne li muy jiital mooy sangu saaboog njàmpe bi moom lay jiital doog a def sangu cangaayal farata gi loolu tamit gisoon nañ ko ne loolu mooy li gën léegi nag bur jigéen bi nag ndax am na leneen lu cay dolleeku ci masala boobu waaw wala déet loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala no see buntu bi mu ne haddathana bil isnad muttasil fi awwal al-kitab ilayhi haddathana Abdullah ibn Abdul Wahhab te moom mooy Abu Muhammad al-Basri al-Hajabi rahimahullahu taala moom mi ngi génn waa Basara la rahimahullahu di bokk nekk ci siqaat yi ñoom ci taabi yi la bokk mi ngi génn ci 228e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom Abdullah ibn Abdul Wahhab al-Hajabi rahimahullah imam al-Bukhari rek moo solo ay xadisam te ci saxeex bi am na 30 xadis yu mu ci am boo xam ne bii moom mooy bu njëkk bi maanaam kon imam ci saxeex bi yëpp moom rek la te moom rek ci kutubu sitta yi moom imam al-Bukhari rek moo solo ay xadisam loolu nag li ko indi mooy at bi mu génn àdduna gis ngeen ko maanaam 228e année ci la génn àdduna ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am na sax ñu ne 227e année bi la maanaam nga xamante ne moom jamono ji muy génn àdduna da koo fekk yeneen borom xam-xam yi nga xam ne ñooy waa kutubu sitta yi maanaam seen buur taxu koo demee noonu waaye imam al-Bukhari rahimahullahu taala boobu moom fekk na ko déjà mu commencé wër rahimahullahu taala rahmatan wasi'a mun qaala haddathana Hammad ibn Zayd te moom mooy ibnu Zayd ibn Dirham al-Azdi rahimahullah moom mooy Abu Ismail al-Basri al-Azraq rahimahullah waxoon nañu ne imam Hammad ibn Zayd mi moom moo gën a dëgër ci que Hammad ibn Salama bi nga xamante ne moom mooy ibnu Dinar waaye nag ñoom ñaar comme ni nga xam ne noonu lañ koy waxee ne Hammad ibn Zayd ibn Dirham moom moo gën a dëgër ci wàllu xadis maanaam ci wàllu nekk koo xam ne ci wàllu buntu xam-xam buñ ci yegsee imam Hammad ibn Zayd moom mooy ci gën a dëgër loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala solowul ci moom benn xadis boo xamante ne musnad la maanaam lu dul maanaam ba pare layeeku maanaam amul comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon gisoon nañ ne ci mutaabaat yi la koy indi benn yoon dong la ko indi daal di wax ne Hammad nee na naan maanaam qaala Hammad maanaam mu nekk taaliq boo maanaam mu àllaq boo xamante ne daf koo indi tàmbali ne Hammad nee na te buy Hammad ibn Salama waaye loola lam ca wax maanaam moom mooy ngir wax rek ne wax ji Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon Seydina Anas radiyallahu anhu daf doon wax ne ñun dañoo jàppoon ne alquran la tellement que wax ji dafa rafet mooy bi mu naan doomu aadama boo ko jox bu ñu ko joxoon xur ci ab maanaam or bu boobaa day daal di bëgg ñaareelu xur maanaam boo ko joxoon montagne or mu bëgg ñaareelu montagne soo ko joxee ñaari montagne mu bëgg ñetteelu montagne waaye
suuf rek mooy mën a fees biiru doomu aadama mu daal di indi càllale ngi jël ci Hammaad boobu ibnu Salama rahimahullah ngir wax ne Seydina Anas radiyallahu anhu dane ba pare daal ndax ci jeexital gi borom Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf cee teg ne dani maa tamla'u batna ibni aadama illa turaab wallahu yatuubu ala man taab biiru doomu aadama dara du ko feesal lu dul suuf waaye nag yàlla dana delloo si nangul tuub képp koo xam ne dellu na ci moom maanaam loolu moom mooy mu ne wax jooju rafet gi mu rafet ñun dañ ko déggoon ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu foogoon sax ne alquran la ngir rafet gi mu rafet maanaam lu dul ci loolu nga xam te ne xam nga loolu atte am ajuwu ci foofu rek la indee wax Hammaad ibnu Salama mu nekk lay waaye sinon te da ko taaliq amma fii nga xamante ne moom mooy bépp hadis boo xamante ne daf koo indi ngir mu layee ko rek Hammaad ibnu Zayd la loolu moom moo tax mu ne kon Hammaad ibnu Zayd bi ñoom ñaar nag ñoo li tax ñu leen di tudd ngir ne ñoom ñaar ñoo bokkoon dëkk Basra nekk imam yi waaye Hammaad ibnu Salama rahimahullah imam Muslim moom soloon na ay hadisam waaye nag dafa def ijtihaad maanaam xool xadis yi nga xamante ne gis na ni yii moom juumu ci ndax moom ci jëmmi boppam siqa la waaye nag dafay faral di juum ci ni muy nettalee loolu la yi nga xam ne nag moom jàpp imam Muslim xool na ko lujjanti ko luññutu ko ba jàpp ne kii juumul ci bii moom yooyu la indi laye ko indi ko loolu kon moom mooy mbir mi nga xamante ne mat naa leeralaat foofu beneen bi ci des nag moom mooy Hammaad ibnu Zayd su fekkente ne nag wàllu mbaax la ak yiw ak ragal yàlla ak jaamu yàlla et cetera ak sellate Hammaad ibnu Salama moo gën a màgg moo tax sax ñu naan Hammaad ibnu Salamata ibnu Dinaar moom ni mu gënee Hammaad ibnu Zayd ibnu Dirham mooy ni Dinaar gënee Dirham xam ngeen Dinaar mooy or bu ñu tëgg def ko xaalis def ko pièce Dirham mooy xaalis argent bu ñu tëgg def ko pièce maanaam ñoom ñaar ni Dinaar bi gënee Dirham bi noonu la Hammaad ibnu Salama gënee te dañuy wax sax ne Hammaad ibnu Salama boobu dafa bokkoon sax ci abdal yi ci awliya yi rahmatullah alayhi moom Hammaad ibnu Salama mi ngi génn àdduna 179e année ginnaaw gàddaaw Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy mu ne an Ayyub moom tamit ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Ayyub te moom mooy ibnu Abi Tamimata as-Saxtiyaani rahimahullahu taala muy Abu Bakar mooy dàqantalam muy imam bu mag boobu rahimahullah borom jaloore yu kawe ak borom gëneel yu rëy ya mi ngi génn gane àdduna 68e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 131e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk imam boo xamante ne dafa mënoon a tiyi ba pare gis na tamit ki nga xamante ne moom mooy Seydina Anas radiyallahu anhu moom gis na Seydina Anas moo tax mu bokk ci taabii yi te moom bokk na tamit ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy imam yu mag yi jaamukatu yàlla yu rëy yi nga xamante ne imam Shu'ba rahimahullahu taala dafa ne maa ra'aytu mithla kaana sayyidul fuqaha musumaa gis ku mel ne moom moo nekkoon sangu borom xam-xamu fiqh yi imam Malik rahimahullah comme niñ ko waxee woon tamit ba mu ko njëkkee gis muy ba mu ko gisee fekk ko Makka muy ci at bi da koo gis muy jàngale bàyyiwu ko xel mu gisaat ko bàyyi waaye nee na bi ma ko gisaatee benn at bi ci tegu ma gis ko muy def suñu tuddee Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir bëgg bi mu bëgg Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su déggee turam rek day jooy ba ma yërëm ko ci laa xam ne ah non kii xaaral ma ñëw jàngee ci moom kii moom peut-être que kii waaw maanaam nga xam ne maanaam boo xoolee yooyu yëpp nga xam ne al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala nga xam ne souvent day faral rek di wax ne ndiw siqa wala kii siqatun rubbama wahim wala rubbama axtaa wala siqatun xujja siqatun xaafiz waaye bu dee imam bi dafa ne siqatun xujja min kibaari fuqaha al ubbaad maanaam siqa la koo xam ne xujja la ba pare bokk maanaam lay la moom kese argument la ci kanamu mbindeef yi ba pare daal di ci teg ne ci ponkali boroom xam-xamu fiq yi ba pare nekk boroom nekk jaamukatu yàlla yu ràññeeku yi maanaam ci ñooñu la bokkoon rahimahullahu taala mu ne an Hafsa moom te gisoon nañ ko moom mooy Hafsatu bint Sirin radiyallahu taala anha ummul Huzayl al ansariya radiyallahu taala anha di waa Basara nga xam ne sëru Muhammad ibn Sirin la rahimahullahu taala moom nga xamante ne bokk na ci li mu gën a maanaam moom mooy bokk na ci jigéen ñi gën a màgg ci jigéenu taabii yi moom ak Ummu Darda ñoom ñaar Hafsata bint Sirin ak Ummu Darda ñoom ñaar ñoom ñooy jaari jigéen ñi gën a màgg ci mbooleem jigéenu taabii yi radiyallahu taala moom mi ngi génn àdduna
juste ginnaaw at bi nga xamante ne ci la ñoom maanaam mbokkam yi mooy Muhammad ibn Sirin ak Hasan al-Basri ci lañ génnee àdduna ci 100e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallama. al-imam al-Dhahabi rahimahullahu taala nee na kaanat adimatan nazir fi nisaai waqtiha faqihatun sadiqatun fadilatun kabiratul qadar maanaam moom day dafa nekkoon koo xam ne amutoon maas amul woon moroom ci jigéeni jamonoom boroom xam-xamu fiq la woon bu mag ku dëggu la woon boroom ngëneel yu rëy la ba pare ay dayoom dafa màgg tamit dégg nga radiyallahu taala anhu amma ki nga xamante ne moom mooy Abu Wasila nga xamante ne mooy qaadi waa Basara ci jamonoom moom dañ koo tuddal moom dafa ni maa adraktu ahadan ufaddiluhu ala Hafsata bint Sirin man tasewuma ak kenn koo xamante ne dinaa ko jox ngëneel ci kaw Hafsata bint Sirin ndax jàng na alquran fekk boobu moom mi ngi am fukki at ak ñaar maanaam bi muy mokkal alquran fekk na moom mi ngi am rek fukki at ak ñaar soxna soosu bii nekk nag borom ngëneel gu rëy waaye ñu tuddal ko ne ko waaw Hasan al-Basri mii nag waaw moom Muhammad ibn Sirin mii nag te ñoom ñaar ak ñoo ponkal ak ñuy ngand radiyallahu anhuma waaye bañ ko waxee dani mani laa ama ana fala ufaddilu alayha ahadan dama ne man mii ndaw soosu du ma jox ngëneel ci kawam kenn ci kawam maanaam du ma seede ni kenn moo ko gën a màgg maanaam moom ni mu ko xamee rek xam na ne ndaw soosu moom noonu mënul wax kenn moo ko gën a màgg ànd ak Hasan al-Basri kan mooy Hasan al-Basri ànd ak Muhammad ibn Sirin est-ce que Muhammad ibn Sirin ànd ak loolu yëpp radiyallahu taala anhu maanaam moom mu am dëgg boobu ci seen kanam ci anam goo xamante ne nga gis ay ñi nga xam ne ñooy ponkale seen waa jamono nanguwuñu gënale ñaar ñooñu ci kaw moom loolu dëgg day tegtale ak ngëneelam radiyallahu taala anha mu ne qaala abu abdullah mu imam al-Bukhari rahimahullahu taala mu ne awwala boog Hisham ibn Hassan maanaam ngir ne dut dafa am ndax Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullah dafa solo xadis bi ci Hafsata bint Sirin wala boog ci Hisham ibn Hassan wala astaghfirullah maanaam Hammad ibn Zayd dafa solo mbir mi ci Ayyub as-Sakhtiyani wala boog daf koo solo ci Hisham ibn Hassan te Hisham ibn Hassan boobu moom mooy Hisham ibn Hassan al-Azdi rahimahullahu taala dàkkantalam nekkoon Abu Abdullah mi ngi génn àdduna 147e année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu mooy li gën a wér ci at bi mu génn àdduna am na nag ñuy wax ne mi ngi génn àdduna 146e wala boog 148e moom tamit ci xuffaas yi la bokkoon rahimahullahu taala bëri woon tamit li nga xamante ne moom mooy ay xadis yi nga xamante ne moom la solo ak imam Muhammad ibn Sirin daf ko boole woon te ñu ci ñoom ñii waa kër yeneen maanaam waa kër gi ñoom ci la bokk maanaam ñoom mooy ahlul bayt ñoom ci la ko boole woon maanaam mooy Hisham ibn Hassan rahimahullahu taala du ko solo lu bari la tamit ci Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala moom mu ne kon an Hafsata mu jële ci Hafsata ibn Sirin an Ummu Atiya radiyallahu taala anha muy Nasiba wala boog dañuy wax tamit Nusayba maanaam mooy ñaari baat yooyu la maanaam moom mooy turam radiyallahu taala bint Kaab maanaam Nasibat bint Kaab wala boog ñuy wax Nusaybat bint Kaab radiyallahu taala anha ñu koy wax tamit Haqqa maanaam boroom dëgg gu kawe gi maanaam ku dëgg ku rëy ki radiyallahu taala anha nga xamante ne da daan mi ngi tuub ci juróom-ñaareelu at ginnaaw gàdda wala boog ànd na juróom-ñaari at ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay xare maanaam juróom-ñaari xare yoo xamante ne ànd na ko ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan faj jigéen ñi te ne te moom moo daan xarafal tamit jigéen ñi laataa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñëw Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam moom mooy ci sang doomu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sayyidatu Zeynab radiyallahu ta'ala anha bokk ci fuqahaa as-sahaaba yi radiyallahu anha maanaam ci ba seen borom xam-xam fiqi bokk nekk too koo xamante ne tamit am day mbirum yu rëy la ci jigéen ñi te radiyallahu ta'ala anha xam ne dund na 70e année yi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mboolem xadis yi nga xamante ne moom lañ soloo ci moom 40 xadis la yoo xamante ne imaam al Buxaari ak imaam Muslim
dëppoo nañ ci génne 6 juróom-benn xadis muy muttafaqun alayhi imam al-Bukhari yi wéetoo ci benn xadis imaamu Muslim wéetoo beneen xadis ci ay xadisam lépp boo leen boolee mu nekk 40 xadis amma maanaam ñi mu soloo ci moom muy soloo na ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci Seydina Omar radiyallahu taala anhum ci ñoom la gën a solowee amma ñi nga xam ne ñoo soloo ci ñoom ba ci biir sahaaba yi radiyallahu anhum mooy ku mel ni Seydina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu soloo na ci moom Muhammad ibn Sirin tamit soloo na ci moom ci taabii yi ak Hafsata bint Sirin bii nii ak mbooloo mu baree bari ci ñi nga xam ne ñoom ñooy kibaaru taabiina yi radiyallahu taala anil jamii kon sayyidat ummu atiya mu ne an nabi mu jële ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam annaha qaalat mu daal di wax ne kunnaa ñu nekkoon nañ nun haa di ñu tere an nu xedda ci ñuy tënj ala mayitin ci ku génn àdduna maanaam ci ku faatu maanaam ñuy tënj ku faatu fawqa salaasin lu ëpp ñetti fan maanaam tënj mooy jigéen maanaam mooy nit ki génn àdduna nga mu mel ni dafa am benn genre funérailles yooyu def maanaam comme jigéen ji ni nga xamante ne bu jëkkëram génnee àdduna ni muy toogee ñu naan day muuru maanaam loolu moom mooy tënj maanaam ne dina ci fan yooyu du am jëkkër masalan maanaam li ko la jamonoy tënj gi du am jëkkër loolu nag bu fekkente ne nit ku normal la moo génn àdduna ku mel ni que doom te lii li taxoon moom mooy doomam daa génnoon àdduna doom ji dafa génnoon àdduna ci la nettalee maanaam wax ji ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon jigéen maanaam góor moom du tënj góor amul nu muy tënjee loolu moom moo tax góor tey jabar ji mën naa génn àdduna tey ci tisbaar ci tàkkusaan gi mu dem takki jabar maanaam loolu moom du problème mais nag loolu gars yi boo ko defee mën naa indi yenn xeetu choc yi surtout ci goro yi waaw surtout ci goro yi ndax dañ naan yàkkamti woon na mu dee nangam waaw donte fekkoon na waajaloon yoo ko sax dañ naan waaw xam naa ni daal dégg nga mu dégg waaye nag jigéen moom day tënj waaye tënjam mënta weesu ñetti fan illaa ba mu des ala zawjin ci jëkkër maanaam su dee jëkkër la nag moom tënj gi moom day daal di ëpp ñetti fan ndax loolu comme ni ko alquran waxe la arbaata ashhurin wa ashra arbaata ashhurin ñeenti weer wa ashran ak fukki fan maanaam ñeenti weer ak fukki fan la jigéen ji di tënj loolu bu boobaa mu ne kon ñun jamono ji nga xam ne moom la ñuy tënj nag wala nag taxi la dañ ñoo tere tamit ñu tus ngalu mooy def koxul ci bët yi maanaam loolu jamonoy tënj dañuy tere loolu wala nata tayyaba dañuy tere ñuy gëttu maanaam di dóor ay parfum loolu tamit dañu koy tere ci jamono jooju wala nalbasate du ñu sol tamit sawban ab yëri boo xamante ne mas bu xam bu ñu cuub la illaa ba mu des sawba asbin yëri boo xamante ne dafa maanaam mooy yëri yaman yi maanaam dafa am yëri la boo xamante ne bu ñuy cuub la ca yaman nga xam ne dañ koy cuub mu xaw a ñuul maanaam mu nekk yëri bu ñu cuub mais cuub bu ñuul lañ ko cuubee am na tamit ñu ne li muy tekki rek moom mooy xeetu manteau lay doon yoo xam ne wala yëri yoo xam ne day am ay rëdd nii rek maanaam xeetu yëri yi maanaam mooy del yëri yoo xam te ne day rafet yenn rafet yi couleur yi day flagrant yooyu la ñuy tere kon ñu xamee ci ne su fekkente ne du jamono ju ñu dul tënj jigéen mën naa tus ngalu bu dul jamono ju ñuy tënj tamit jigéen mën naa parfumé wu waaye parfum bu am xet boo xamante ne day ku mu romb nga xam ne lii parfum bii nangam la boobu moom du dagan jigéen di ko def di génn ci mbedd mi maanaam parfumé wu maanaam ngir borom këram ak yooyu moo tax ñuy wax wala boog ñi ngir ay coc armalam ak yooyu te mu bañ a nekk parfum buy fitnaa laate loolu tamit beneen bi ci des moom mooy dañ ciy xamee tamit ne yére yi nga xamante ne moom la jigéen ji di sol jamono ji nga xamante ne moom lay tënj yére yooyu warta nekk yére yoo xamante ne day rafet yenn rafetaay yi maanaam dafa war a rek nekk yére bu sobre voilà bu fekkente ne dañ koo cuub itam nga xamante ne cuub la dañ koy gën a defar maanaam tàpp ko et cetera mu gën a muy tàkk ak yu mel noonu loolu tamit dañ ko koy tere bi ñuy def rek mooy bi nga xamante ne xëy na day am ay rëdd mooy cuubu rëdd yooyu wala boog cuub maanaam yére bu xaw a ñuul nga xam ne yooyu rek lay nekk loo xamante ne lu dagan la mun a waqat te dëgg-dëgg itam
maanaam loolu tamit li muy tekki moom mooy contraire bi dana dagan ci yeneen jamono yi ba mu des su fekkente ne dafa flagrant maanaam mooy sol loo xamante ne foo romb rek yow dañ lay remarqué mën naa rafet te ñëpp maanaam duñ la remarqué loolu aayul loolu day tekki la ne maanaam aayul ci jamono joo xamante ne nekkoo di ténj maanaam rafet na mais kenn du la remarqué mu ndax dangaa nuru daanaka jigéen ñi ci des li ñuy sol wala góor ñi jigéen ñi ci des li ñuy sol waaye fi muy aaye mooy suñu demee ba nga xamante ne nit ki jigéen ji day sol loo xamante ne dañuy gis ne kii moom bu rombee rek te loolu léeg la nga gis ko mu tàkk yenn tàkkaay yoo xam ne maanaam ñëpp dañuy xam ne diw ñëw na maanaam loolu nag moom loolu dafa nekk loo xamante ne lu ñuy tere la mu ne waqat dëgg-dëgg ruxi sa woyo felof na la naa ñeel ñoo inda tóori faf ba ñu laabee nag isart sala maanaam su fekkente ni day sangu yax daanaa kenn ci ñun min maxidihaa ci mbërëgam maanaam bu fekkente ne jigéen ji maanaam maxid fii mën naa tekki jëmmi mbërëgam beneen bi ci des mooy mën naa tekki ci jamono yu mbërëgam wala kulli xaalin bu laabee ci jamono ji nga xam ne ci la doon gis mbërëg ba nga xamante ne léegi moom gisatul benn mbërëg bu boobaa def na ko woyofalal fii nubzatin ci lenn maanaam mooy lu ndaw rek min kustin te kustu moom maanaam benn xeetu parfum la boo xamante ne dañ koy jigéen ñi dañ koy jëfandikoo te mu daan jóge Inde maanaam azfarin am na ci yeneen riwaay wa azfarin maanaam moobu tamit beneen xeetu gëtt la boo xamante ne dafay maanaam comme yu ñuy teg ci weeyi la maanaam mooy comme genre vernis loo xamante ne yu mel noonu la lu ndaw loo xam ne bëriwul lu tuuti la loolu moom dagan na maanaam su dee yenn parfum yu ndaw yi nit ki buy bu ténj buy sangu cangaay googu mu jël ko laalaale ko ci yaramam loolu dina nekk loo xamante ne lu ñu daganal la waaye wa kun naa nekkoon nañ tamit ñoo xam ne nun xaa dañ ñoo tere anit tibaay ci ñuy topp al janaïsi janaza maanaam mooy niiw maanaam dañ ñoo tere woon tamit ñuy topp ay niiw loolu tamit dañ ci xamee ne kon li nga xamante ne li tax imam al Buxaari nag rahimahullahu taala indi xadis bi fii moom mooy ne jigéen ji su fekkente ne dafa gis mbërëg mën nay buy sangu mën naa la bu sangoo ba pare ba set mën naa laal lenn xeetu parfum yi mais su fekkee mooy parfum yi nga xamante ne parfum yu woyof la waaye parfum yooyu moo tax looloo tax mais du parfum yuy xeeñ moo tax mu ne loolu dañ ñu koo woyofalal ngir na ay parfum yu woyof lañ te loolu mooy suy sangu su sangoo ci mbërëkam ngir ne lu tax ngir ne place bi nga xamante ne fa la deret ji di laal ci yaramam wala yu mel noonu te xam nga maanaam foofu ñu raxasee ko ba pare laal ci parfum loolu day tax maanaam mooy comme genre déodorant voilà comme genre déodorant la luy dindi xet gi rek la waaye du nekk parfum boo xamante ne day dafay remarquable loolu moom moo tax te waaye am ma parfum bi nga xam ne day xeeñ dëgg-dëgg loolu daañ ko gis ci kanam insha allah mais bii nii li ci imam al Buxaari rahimahullahu taala namm te loolu moom la xadis bi di wax mooy parfum yi nga xamante ne yu lu tuuti la ci parfum boo xamante ne mooy xeetu parfum boobu ñu ngi tuddee al kust wala ba kus ñu koy tuddee al kust comme ni nga xamante ne noonu la ko waxe radiyallahu taala anha mu ne qaala imam al Buxaari rahimahullahu taala teg ci ne rawaahu soloo na ko Hisham ibn Hassan tudd nañ ko léegi an Hafsa ndax mu jële ko ci Hafsa te moom mooy buntu Sirin an ummi Atiya mu jële ko ci sayyidat ummu Atiya radiyallahu taala anha an nabii sallallahu alayhi wa sallam mu jële ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xadis bii nag nga xamante ne moom lii ñëw na ci jokk ci kitaabu talaq boo xamante ne al imam al Buxaari rahimahullahu taala da ko jëlee ci riwaaya Hisham ibn Hassan bi rahimahullahu taala kon xadis la boo xamante ne tamit fii li nga xam ne moom moo tax imam al Buxaari rahimahullah indiwaat ko fii daan ne wa rawaahu Hisham ibn Hassan an Hafsa an Umm Atiya an nabi sallallahu alayhi wa sallam ndax ñaari yoon la maanaam dafa am yoon bi nga xamante ne Abdullah ibn Abdul Wahhab moom daf ko jëlee ci Hammad ibn Zayd Hammad ibn Zayd jële ko ci Ayyub as-Saxtiyaani ak Hassan ak Hisham ibn Hassan maanaam ci ñaari yoon yooyu Hisham ibn Hassan jële ko ci Hafsa bint Sirin mu jële ko ci Ummu Atiya radiyallahu taala anha waaye foofu dafa jëfandikoo baatu kunna nunha
maanaam ñun dañ ñu daan tere te loolu mooy tekkale ne jamono yeneen bi la sallallahu alayhi wa sallam maanaam ab sahaaba bu ne loolu lu ñu tuddee al mawquuf lahu hukmu raf maanaam xadis boo xamante ne mawquuf la maanaam sahaaba bi radiyallahu anhu moo wax ne nangam atte la waaye bu ñu ko xoolee day yor attey lu ñu yëkkati ba ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy mawquuf boo xam ne dafa am attey raf loolu moom mooy li nga xamante ne moom la xadis bi am amma fii nag bi riwaaya bii nga xamante ne moom la teg daal ni waaw te boobu daañu ko gis insha allah ci kitaabu talaaq maanaam mooy bu Hisham ibn Hassan an Hafsa an Ummu Atiyya radiyallahu anha bokkut ak bële parce que bii daf cee teg ne anin nabi mu jële ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam bu boobaa ñu daal di gis ne day maanaam bii marfu la maanaam dafa jokkaloo ba ci yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dana ko indiwaat xadis numéro 1278 ak 1279 ak 5340 5341 ak 5342 te imam Muslim rahimahullah indi na ko ñeenti yoon ci xadis numéro 938 imam Abu Dawud indi ko xadis numéro 2302 ak 3167 imam an-Nasa'i rahimahullahu taala indi ko xadis numéro 3534 3536 ak 3542 imam Ibn Maaja indi ko xadis numéro 1577 ak 2087 imam Ahmad Ibn Hanbal indi ko xadis numéro 20794 20797 27303 27304 ak 27309 kon waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko ba mu des imam at-Tirmidhi rahmatullahi alal jamii mu ne baabu dalkil mar'ati nafsaha ida tataharat min almaxiidi wa kayfa tartasilu wa taxudu firsatan mumassakatan fa tattabiu athara dam mu ne baabu buntu dalkil mar'ati dalki jonjuk almar'ati jigéen ji nafsaha boppam ida saa yoo xamante ne tataharat dafa laab min almaxiidi ci mbërëg maanaam bu fekkente ne dafa laab ci mbërëg jonj gi nga xamante ne moom lay jonj boppam maanaam buy raxas day daal di jonj boppam wa kay fa kon ana naka tax ta si lu lay sangoo loolu tamit lay leeral maanaam ne mbir mi kon dana jëfandikoo parfum waaw mais nan maanaam jigéen ji di gis mbërëg bu setee waxoon nañ la ci xadis bi weesu ne day jëfandikoo parfum am lenn ci parfum lu mën a jëfandikoo lu ñu koy daganal ci moom loolu àtte boobu mooy àtte janaaba bi amma kii nga xamante ne mais même ki nga xamante ne dafa li tax fële mu am solo parce que loolu yaakaar naa mat naa leeral li tax mu am solo contrairement ak bu janaaba bi mooy bu janaaba bi ñëpp mën nañoo ñëw rek sangoo noonu sans ñu laal dara avant sans ñu laal dara tamit après amma jigéen ji nga xam ne dafa gis mbërëg moom dañuy sopp mu def parfum déodorant ngir mën a xetu deret ji maanaam daal di denc ci moom loolu moom moo tax imam al-Bukhari indi woon buntu bële ngir yokk ko ci li nga xam ne moo amoon fële amma fii nag day leeral beneen mbir maanaam ne naka lay sangoo nag léegi ak naka lay jonjee boppam wataaxus te dana jël moom jigéen ji firsatan benn maanaam morceau firsatan ab morceau mu massakatan boo xamante ne bu ñu def misk la maanaam baatu mu massaka dafay tegtale lu ñu def misk wala boobu mu massaka loo xamante ne maanaam mu jóge ci baatu masque bi tekki der maanaam der bu ñu wulli defar ko ba muy ñu koy jëfandikoo mu mel ni comme yi nga xamante ne dañ koy polir yenn affaire yi comme ñi li kii di def menuisier yi am na yenn kii yu ñuy yor xeetu carton yoo xamante ne day xaw a ñagas ñu di ko def nii ci ponçage bi voilà ma ngoog loolu maanaam loolu nga xamante ne der yu mel noonu lañ daan jëfandikoo loolu tam mën naa tekki loolu waaye loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim li ñu gën a saxal mooy ne baat bi misk ci misk la jóge maanaam mooy mu jël coton boo xamante ne daf cee def misk wala boog lu yor atte misk mooy parfum fa tattabi'u bu ko defee mu mën cee toppee asarat dami jeexitalu deret ji moo tax mu mën a yor ñaari maanaa yooyu tamit maanaam bu dee xeetu der la wala boog lu xaw a ñagas nga xamante ne mooy comme wala gant wala yooyu nga mën koo xoos bu ko defee ci yaram bi ngir ne bu fekkente ne deret bi fa mu laal ci yaram bi daf caa sax yàgg ca wala boog mu sax ca maanaam ba mu takk ca dëgg-dëgg nga xamante ne nga mën koo xoos bu baax ngir mu mën a deñ bu baax
wala njàmpe basalan mu mën a deñ bu baax wala boog nga mu jël coton wala morceau lu am kii rek ñu def ci parfum laale ko fi nga xamante ne foofu la deret ji takk tamit loolu tam dafa bokk ci yi nga xamante ne ay àtte la yu concerné ñi nga xamante ne ñoom ñooy jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy gis mbërëg dégg nga qaala bil isnaadil muttasili fi awwalil kitaabi ilayhi haddathana Yahya te mooy ibnu Muusa ibnu abdi rabbihi ibnu Salim al-Haddani rahimahullahu taala dàqantalam nekkoon Abu Zakariya al-Balkhi as-Saxtiyaani nga xamante ne cosaanam mooy Kuufa la cosaanoo mu gën a mu siiwee ci al-Baxt dañ koy tamit al-Xatt maanaam nga xamante ne ñaar yooyu yëpp siiwee na ko imaam hadis bi kii Yaxya bi rahimahullahu taala borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute nañ ci ban Yaxya imam al-Bayhaqi rahimahullah moom dafa jàpp ne moom naka noonu Abu Nasr al-Kalabizi rahimahullah moom tamit toxal nañ ko ci moom al imam al-Kirmani nee na ci yenn nusxa yi nga xamante ne moom lañu soloo ci imam Bukhari dafa wax ne Yaxya ibnu Jaafar al-Bikandi la ñoom ñii loolu lañ saxal nee nañ Yaxya bi mooy Yaxya ibnu Jaafar al-Bikandi am nañu wax ne Yaxya ibnu Muawiya ibnu Ayun la waaye kooku xamuñu ko ci sëriñ imam Bukhari yi kon wax jooju day daal di desee nekk loo xamante ne lu dëgër la amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gën a siiw ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ku mel ne al imam ibnu Sakan imam ndax Yaxya bi al imam ibnu Sakan rahimahullah moom dafa solo Sahih al Bukhari ci al Firabri solo ko ci Muhammad ibnu Muslim déedéet Muhammad ibnu Ismail al Bukhari moom riwaayam moom dafa wax ne haddathana Yaxya ibnu Muusa al-Balkhi maanaam kon ñu xam ne kon Yaxya ibnu Muusa boobu la maanaam comme ni ñu gisoon kan Ishaq fële yaa ngi gàtt ci jotaay bi weesu bi mu ne haddathana Ishaq daal di noppi mu nekkoon Ishaq ibnu Shahir al-Wasiti parce que bokk na ci li ñu ko dëgërale woon mooy ne ci riwaayatu Ibnu Asakir dafa ni woon haddathana Ishaq al-Wasiti fii tamit imam ibnu Sakan noonu la def waaye imam ibnu Sakan rahimahullah bi muy def ay taaliqaat ci Sahih imam Bukhari rahimahullah dafa ne saa yoo gisee imam al-Bukhari daal di soloo ci Sahiham bi daal di ne haddathana Yaxya te waxul kan la rek xamal ne Yaxya ibnu Muusa al-Balkhi bi la rahimahullahu taala loolu moom Yaxya ibnu Muusa al-Balkhi boobu nag moom al-Bukhari ak moom Abu Dawud wa Tirmidhi ak an-Nasa'i ñoom ñoo soloo ci moom rahmatullahi alayhi maanaam imaamu Muslim ak imaam Ibnu Maaja soloo wuñ ci moom rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna 240e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Ibnu Uyayna mooy Sufyaan Ibnu Uyayna te Ibnu Abi Imraan al-Hilaali rahimahullahu taala dakantam nekkoon Abu Muhammad al-Kuufi rahimahullahu taala moom tam gis nañ ko gisaat ko nekk waa kilifa waa Kuufa waa Makka moom ñu ngi gane àdduna 107e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 198e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon ci kilifa yu mag yi nga xam ne jàngee nañ ci solo ci ponkalu borom xam-xam nitu yàlla yi nga xam ne ñoo nekkoon ca Hijaaz radiyallahu taala anhum ku mel ne imam az-Zuhri ku mel ne imam Abu Ishaq as-Sabi'i ca Basra ku mel ne imam Amr ibn Dinar ca Makka ku mel ne Muhammad ibn al-Munkadir ca Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaam ku mel ne Abu Zinad ak Asim ibn Abi Najud al-Muqri ak ku mel ne imam al-Amash ak et cetera radiyallahu taala anil jami' maanaam ñu ñëpp la solo ci ñoom maanaam dafa matale al imam Ibn Uyayna nga xamante ne imam ash-Shafi'i daf doon wax naan budul woon imam Malik ak imam Ibnu Uyayna kon xam-xam day daal di toxu ci mboolem Xijaaz bi péninsule arabique bi yëpp dootu fa amati maanaam nga gis ne maanaam imam Ibnu Uyayna rahimahullahu taala ànd ak noonu la nekke woon maanaam ku sell ku baax koo xamante ne li mu nekk borom xam-xam nekk ku màgg ba pare amoon na ngiiram nga xamante ne ngiiram ci ngir yi mais ngir yi amatul la waaye moom amoon na ngiiram comme imam Malik comme imam Shafi ni mu amee woon ngiram rahimahullahu taala mooy Uyayniya rahimahu dégg nga moom imam waaye tamit noonu la nekkee woon tamit koo xam ne xolam dafa setoon te sell rahimahullahu taala wa radiya anhu voilà nga xamante ne moom ci boppam ànd ak ne
ñoom imam Malik tuuti lañ ko magee ndax xam nga 107e année ak 94e année sore wu ñu googu sore ci kaw ci ñi nga xamante ne dem nañ ba nekk mag yor nekk ay kilifa yor ay taalibe yi jàngale lu bëri xam-xam bi tasaaroo ci seen loxo et cetera différence su waaw 13 ans loolu réyul du dara loolu du dara différence d'âge boobu ci ñun ñii duñ ko remarqué voilà ànd ak loolu mais da doon wax naan xadis bi yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan léegi tey nit ñi di jóge ci dëkk yu ne di dem di wër di wuti ji ku leen xamal te duñu gis lu dul imaamu waa Madina mu ne moom moo leen di jox xam-xam bi moo leen di ubbee mu ne wax jooju moom imam Maalik ko moom ànd ak ne ñoom ay daanaka ay morom lañ mais terewul da doon wax naan ah non xadis bi yeneen bi doon wax moom imam Maalik la ah rahimahullah loolu day wane ni xolam selle ak ñi nga xamante ne noonu la nekkee tamit koo xamante ne amul maanaam jubluwul lu dul yàlla ak yeneen taam bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne an Mansuur ibn Safiya moom gisoon nañ ko mooy Safiyata bint Shayba mooy Mansuur ibn Abdurrahman dañ koy dàqantele yaayam ngir yaayam borom gëneel gu màgg la moo tax ñaan ko Mansuur bint Safiya waaye Mansuur ibn Abdurrahman ibn Talha ibn al-Harith ibn Talha ibn Abi Talha ibn Abdul Uzza ibn Usman ibn Abdillah ibn Qusay foofu la bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy Qusay ibn Kilab dégg nga radiyallahu ta'ala anhu jami mu naan al-Qurashi al-Abdari maanaam Mansuur ibn Abdurrahman al-Qurashi dégg nga moom mi ngi génn àdduna 137e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam Ahmad ibn Hanbal da doon tagg da ko doon tagg lu bare dégg nga ba pare teg ci ne al imam Ibn Uyayna tamit da ko daan tagg dégg nga moo tax nekkoon na tamit koo xamante ne bokk na ci li mu ràññee koo woon moom mooy ne comme li imam az-Zahabi wax rahimahullahu taala nettalee ko ci imam Abu Hatim mu ne nekkoon na ko xam ne saalihul hadis wa kaana xaashi'an bakkaan aabidan maanaam nekkoon na koo xam ne boroom hadis yu benn boroom hadis la maanaam mooy lu bëri la solo ci ay hadis nekkoon koo xamante ne daf daan toroxlu ci kanamu boromam ba pare da daan bëri lu mu daan jooy nekk koo xamante ne ku daan jaamu yàlla lu bëree bëri la dégg nga moo tax saa yoo xamante ne maanaam bokkoon na ci li mu ràññee ko woon li imam Ibnu Uyayna doon wax rahimahullah ndax sëriñu imam Ibnu Uyayna la comme ni ñu ko gisee moom daf naan daw na kaana Mansuur ibnu Safiyyata yabki fi waqti kulli salaatin fa kaanu yarawna annahu yadkuru al-mawta wal qiyaamata inda as-salawaat maanaam dafa nekkoon koo xamante ne saa yu daan julli danaan jooy maanaam mënoo ko fekk fu muy julli te du jooy maanaam te dañuy wax ne li tax mu meloon noonu mooy ne day daan fàttaliku dee ak yawmal qiyaamati maanaam dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoom yawmal qiyaamati ak dee dafa teew ci seen bët dafa teew ci seen kanam wuute nag suñu maas gu bari nga xamante ne voilà comme ni nga xamante ne dafa am ku ma nettali ne dafa am benn gàmm ko amoon ci benn dëkk fii ci dëkk yi tugal yi nga xamante ne ba imam ba commencé waa waxtaane ne ak ne ñu di sujet bi ñu doon waxtaane nag mooy dee waaye gars yi fekk lekk nañ cere ba pare loolu moom maanaam bu doon ne dañoo xaar cere yi ci ginnaaw ñoom daañ fekk waxtaan moom waaye comme cere ji dañ ko lekk ba pare imam bi commencé waxtaan ca bu gàmmu gi nekk ci wàllu dee gars yëpp dañoo jóg ñibbi maanaam daanaka kenn toogu fa xam nga loolu nag wuti lool dégg nga waaw ak maanaam ñii seen salaf yi gis nga leen ñoom seen xaal ni mu doon demee waaw ñoom dégg nga mu ne moom an ummi yi mu jële ci ndeyam mi nga xam ne mooy Safiyata bint Shaybat al-Haajib dégg nga radiyallahu ta'ala anha waxoon nañ ko ne woon nañ ko ci saxaaba yi la bokkoon radiyallahu anha nga xamante ne bisub fat maanaam atu fatxu Makka moom gis na Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama moo tax moom Safiya boobu radiyallahu taala anha bint Mansuur waxoon nañ tamit ci suñu jotaay yi nga xamante ne lañ ko tudde woon ne am na juróomi xadis yoo xamante ne soloo nañ ko yoo xamante ne mboolem xadisam yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ci Sahih Bukhari ak Sahih Muslim ñi ngi ci mboolem xadisam yi ñi ngi Sahih Bukhari ak Sahih Muslim mooy juróomi xadis yi te saa yu solowee ci Sayyidat Aïcha radiyallahu taala anha lay soloo
mu ne an aishata ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha waxoon nañ ko léegi an imra'atan naka jigéen am na jigéen boo xam ne sa'alat dafa laaj annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam an ghusliha ci ak cangaayam minal mahidi ci ak mbërëg am na ci beneen riwaaya boo xam ne riwaayata Wahayb la moom dafa ci doole nee na jigéen jooju ci ansaar yi la bokkoon minal ansaar yi mu tuddoon Asma bint Shakl bint Shukal waa Asma bint Shukal radiyallahu taala anha noonu la ndaw soosu tuddoon ki nga xamante ne moom moo laaj yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax ca jeexitalu laaj ca jeexitalu xadis ba ca na mu gën a mate ci Sahih imam Muslim mu ne ni'man nisaa'u nisaa'ul ansaar lam yamna'hunna al-hayaa an tafaqahu fi diin maanaam est-ce que jigéen ñooñu jigéenu ansaar yi ni'man nisaa'u nisaa'ul ansaar est-ce que yooyu la jigéen mooy jigéenu ansaar yi ñoom day kersa du leen tere ñuy mën a am di jàng di am xam-xam ci wàllu diine kon loolu dañ ciy xamee tamit ne jigéen ji la maanaam jigéen ñëw laajal boppam comme ni ñu ko waxee mbir yi nga xamante ne dafa aju ci wàllu diine ak yi nga xamante ne daf koo concerné rawatina même bu dee yi nga xam ne dañuy kersa woo ci di ko laaj maanaam laajal ko boppam loolu nekkut loo xamante ne lu aay la te loolu maanaam dañ lay wax sax mën nañoo sax wax ne sunna la ngir ne bëri na ci jigéen saxaaba yi radiyallahu taala anhu yoo xamante ne noonu lañ doon doxale ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk na tamit ci liñ ciy xamee moom mooy ne jigéen ak góor ñoom ñaar bu ñu wéet abadan maanaam loolu moom moo tax boo xoolee laaj yooyu lu ci ëpp da ngay gis ne keneen a koy nettali maanaam nga gis ne sayyidat Aisha radiyallahu anha daf fay nekk wala sayyidat Ummu Salama bi mu naan jaa ak Ummu Sulaym maanaam radiyallahu anha et cetera maanaam nga xam ne jigéen ak góor ñoom ñaar du ñu wéet abadan maanaam même bu dee day jàng diine ñoom ñaar duñu wéet di jàng diine ah parce que loolu moom lu rafet ne maanaam ngir ne seytaane noonu lay def waaw moo tax waaw seytaane noonu lay def maanaam danaan la garaaw lii jàngum diine la am na solo nangam et cetera day jékki-jékki rek dugal ay xeeti maanaa yoo xamante ne ay maanaa la yu wuute maanaa yi nga xamante ne moom moo ko taxoon a jóg dégg nga nee na kon ndaw si dafa laaj annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam ànd ak ne yenente bi mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam waaye daanu def loolu daanu ko doxale ànd ak ne jigéen ñëpp ay doomam lañ sallallahu alayhi wasallam dégg nga mu ne kon laaj na ko an ghusliha ci ak cangaayam ak dégg nga minal mahid ci mbërëg fa amaraha mu digal ko moom yeneen mu digal ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam digal ko kayfa tahtasilu ana naka lay sangoo maanaam ngir dandi ko da ngay raxas sa bopp bi da ngay nga sotti ci ndox nga raxasu après nga raxas sa mboolem cër yi ci sa yaram bi mu après xaala mu daal ko ci tegal ne ko xusi na nga jël firsatan morceau maanaam mooy ab coton wala tissu wala lu mu mën a doon rek maanaam morceau min miskin boo xamante ne dafa ànd ak misk maanaam kon maanaam mu am ci beneen riwaay min maskin mu mel ni dafa mel ni lu ànd ak maanaam mooy li ñu doon wax loolu der boobu waaye loolu am na ci borom xam-xam yi ñu ko dàq ngir ne benn sens bi taxu koo bari fii loolu mooy benn waaye bu boobaa ñeneen ñi dañ ne déedéet am kay sens bi am na parce que dañ koy jonj parce que lu ñuy bomb la ñi des ne waaye nag vraiment ñoom amuñu woon koppar googu xeetu koppar guy tax ñu koy jëfandikoo noonu ci anam goo xamante ne ñoom mboolem jigéen ñi dañuy am xeetu der yooyu nga xam ne dañ koy nooyal ba mu nooy ñu di ko kii di ko jëfandikoo muy liisal seen yaram ak yooyu loolu ñoom ñëpp amuñu ko woon loolu luxe la woon kon ala kulli xaalin amaan na li nga xam ne moom moo gën a sax ci riwaayaat mooy misk te loolu moom mooy li gën a dëgër insha allah taala moo tax imam al-Bukhari rahimahullah taala daan jëfandikoo baatu mu masaka maanaam mooy boo xam ne dañ ciy def misk waaye am na ci beneen riwaaya boo xam ne tamit dina ñëw insha allah taala boo xam ne am na mu masaka maanaam kon ci misk fatatahari te nga laabloo biha ci moom dégg nga laabloo biha ci moom maanaam moom mooy nga jël ko morceau boo xam ne dafa am misk fépp fi deret ji laal wala fi muy jóge nga raxase ko maanaam ngir boo sangoo cangaayal farata ba noppi nga jël parfum boobu nga teg ko ci maanaam raxase ko xaalat mu ne ko kayfa ana naka atataharu moom lay laabloo maanaam ndaw si laaj ko ne ko ana naka laay laabloo loolu maanaam xaala mu ne ko tatahari waaye laab loolu bi ci moom waaye laab maanaam da nga koy jël nga jëfandikoo ko day ngir nga gën a mën a set dal maanaam waaw gën a mën a set mu ne ko nu may def ana naka laay def
xaalat ndaw mu ne ko fa tatahari mu ne ko tatahari bi waaw waaye xanaa nga laab loo ko rek nga jëfandikoo ko rek nga mën a set gën a set rek waaw xaalat ndaw si ne ko kay fa ana naka waaw lu may def dégg nga maanaam loolu day wane ne ki nga xamante ne moom mooy mbir yi nga xamante ne dañ leen di rusa laaj wax ak di leeral loolu bu fekkente ne wax ju woyof da ciy doy na maanaam xam ngeen ni bu mu ne la jëlal nga dangay jël coton nga jëfandikoo nga def ci parfum nga jëfandikoo ko nga gën a setlu su ko defee nga utiliser ko bu ko defee mu gën a set loolu dëgg-dëgg leer na maanaam mooy rek nga teg ko fi nga xamante ne fa la deret ji doon génnee bu ko defee ak fépp foo xamante ne deret ji laal na ko nga gën koo fomp loolu lay tekki waaye ndaw si moom ba tey déggul loolu tamit day tegtale ne boo comprendrewul mën ngaa laajaat laaj bi bu ko defee tamit ñu mën laa tontuwaat beneen bi ci des nag moom mooy tamit day leeral ne tontu laaj boo xamante ne maanaam nga tontoo jëmmi laaj bu ñu la laajoon ci tontu ci jëmmi tontu bi nga tontu woon loolu tamit mën naa ne maanaam ndax yeneen bi saa sam daf ni ko tatahari biha ba mu nee ko naka laa koy defee dani ko rek tatahari biha maanaam amul leneen lu mu ko ci yokkal maanaam mooy kon jëmmi laaj gi maanaam ngir ne mbir la moo xamante ne léeg-léeg lii tamit day wane ne léeg-léeg mbir mën naa évident ba pare riir koo xamante ne amaan na boroom xel la ndax voilà mais évident te pourtant dafay évident voilà loolu tamit daf koy wane dégg nga xaaral ba mu ne ko kay fa ana naka nag waaw nu may def loolu tamit day wane ni laaj bu fekkente ne mbir mi leerul da nga koy laajaat xaala mu ne subhaanallah gàcce nga laa maa buur yàlla subhaanallah aka maa yéemu ci buur yàlla subhaanallah maa ngi seede ci di dëggal matu borom bi subhaanahu wa taala ci den gi mu den ci mboolem ne looy wàññeeku mu ne tatahhar yi way laab lul maanaam ba mu ko waxee loolu nag nee na sayyidat Aïcha radiyallahu anha ne fajtazabtuha maanaam ma daan koy xëcc fajtazabtuha ma daan koy bijj xëcc ko ilayya jëm ci man fa qultu ma ni ko tattabii da ngay topp bihaa ci moom asara dami jeexitalu deret ji maanaam noonu ngay def loolu day tegtale ay mbir mooy bu njëkk bi moom mooy ne laaj bu fekkente ne benn laaj nañ ko borom xam-xam mu tontu ci ñetti yoon te ki ñuy laaj comprendre loolu doy na maanaam mu jàpp ne xëy na comprendre rogul mais incha allah amaan na bés dana jot mu comprendre loolu benn la mais munoo laaj ba mu laaj bi mbir mi leerul nga wëlbatiku laajaat mbir mi des leer nga laajaat mbir mi leerul nga nekkaat di laajaat di wëlbatiku déedéet maanaam bu xësee ba nekk ñetti yoon ba pare nekk jëmmi laaj bi mu ba pare tontu bi di dellu si tout le temps di nekkaat jëmmi tontu bi bu boobaa loolu doy na loolu rek day daal di doy beneen mbir bi nga xamante ne moom lañ ci xamee moom mooy ne dagan na ki gën a ndaw di tontu ci kanamu ki gën a mag su fekkente ne gis na ni kii di dégg maanaam moom tontu ki gën a mag ki do leerul ci boppam loolu tam mën naa ne beneen bi ci des tamit sax mooy lu gën a kawe loolu mooy laaj mën nañ koo indi ci jotaay bi ki gën a ndaw tontu ko fekk ci jotaay teewaayu ku gën a mag la loolu mën naa nekk tamit ba mu des su dee laaj bi dafa am ci kuñ ko jubal maanaam buñ ne Samba yow la ñuy laaj bii nangam bu mu Demba mu mën naa noppi même bu dee moom moo gën a xam waaw moom Samba lañ laaj Samba na tontu bu Samba mënta tontu Demba tontu waaye loolu tamit beneen la bi ci des tamit moom mooy ne su fekkente ne dañoo laaj maanaam de ki gën a ndaw te fii mooy Sayyidat Aïcha radiyallahu ta'ala anha maanaam dafa gis ne maanaam ki gën a mag te mooy yeen fii ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndaw si mënta maanaam langage bi mu ko tenir comprendre ko moom mën naa wëlbati ku tenir beneen langage maanaam leeral tontu ki gën a mag ci beneen xeeti waxen loolu tamit day wane ne mën naa nekk bi ci des moom mooy ne bijji maanaam xëcc gi nga xamante ne moom la ko xëcc laaj ko moom mooy ne ñaare jigéen ñi am na ñoom ñooy gën a mën a wax ak seen moroomu jigéen ñi ci yenn mbir yi loolu tamit da koy teg te la wala boog ñi xaw a tolloo niveau ñoom ñooy faral di gën a mën a am langage bu gën a leer mooy léeg-léeg
ki nekk ci kaw moom léeg-léeg mu utiliser langage niveau langage boo xamante ne ñoom ñaar ñi gën a nekk ci suuf ñoom danañ ko gën a doon ñoom ñooy gën a comprendre ante seen biir dégg nga waaye kon beneen bi ci des tamit moom mooy ne ki gën a ndaw taalibe bi mën naa jàppale sëriñ bi ci di leeral li nga xamante ne moom lay jàngale maanaam moom mënta wax rek ne de sëñ bi jàngale rek mu jeex déedéet maanaam taalibe bi mën naa jàppale sëriñ bi ci mu jàngale te lii comme li Sayyidat Aïcha radiyallahu ta'ala anha wax nii maanaam def nii loolu tamit daf koy daal di leeral beneen nag bi ci des moom mooy ne dañ koy jëfandikoo maanaam parfum bi ci deret maanaam mooy deret ji la ñuy jël parfum bi topp ko ci loolu moom la moo tax tam imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii maanaam moom mooy kon jigéen ji bu sangoo cangaayal farata day daal di sunna la mu jël misk def ko ci coton bi maanaam laale ko li nga xamante ne foofu la deret ji doon génnee wala boog mu jël coton bi am na ci borom xam tam lu ñu wax mooy mu jël morceau wala benn coton mu lu mel ne lingette wala serviette noonu daal di koy teg place bi nga xamante ne moom la deret ji doon génnewee bu ko defee mu mën a gën a woyofal wala boog mu gën a fendil li nga xamante ne moom mooy saignement yi nga xam ne ñoo doon génn hadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala doo ko indi woon hadis numéro 315 ak hadis numéro 7357 imam Muslim indi na ko ñaari yoon hadis numéro 332 wax nañ ko léegi imam Abu Dawud indi na ko hadis numéro 314 imam An-Nasa'i indi na ko hadis numéro 251 ak hadis numéro 427 imam Ibn Maaja indi na ko hadis numéro 642 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadis numéro 24907 25145 ak 25551 amma imam At-Tirmidhi moom moo ko indiwul ci waa ashaabu kutubu sitta rahmatullahi ala al-jamii mu ne baabu ghaslil mahiidi baabu buntu ghasl raxas wala mag cangu al mahiidi ki nga xamante ne moom mooy ki gis mooy mbërëg maanaam fii xaqiqatan bu ñu xoolee dañuy gis ne buntu la boo xamante ne moom buntu bii weesu presque benn lañ maanaam waaye sauf que imam al-Bukhari rahimahullahu taala li ko tax a jóg ci buntu bii weesu li ko tax a jóg moom mooy jëfandikoo ji ñu war a jëfandikoo parfum bi maanaam moom la bëggoon a mettre en évidence ne daal dëgg-dëgg parfum def na ko jëfandikoo jamono ji nga xamante ne moom la ñuy gis mbër maanaam jigéen ji bu setee cangaayal farata gi muy def jël parfum teg ko wala mu mel mu def ko ci benn ci serviette yi muy sol wala yu mel noonu wala mu jël ko parfum bi raxase ko maanaam bërëb bi nga xamante ne maanaam foofu la deret ji di génnee ak yu mel noonu loolu dafa nekk loo xamante ne yoon la sunna la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la ko jàngalee loolu la ci jublu woon amma fii nag dafay tegtalee rek ne maanaam nag léegi buy sangu farata léegi dafa gën a indi wax ji ci anam gi gën a yaatu doonte jëm bi xadis bi la indiwaat waaye daf ko indiwaat ci beneen riwaaya ndax xadis bii weesu ci Yaxya ibnu Muusa al-Balxi rahimahullah la ko jële amma fii nga xamante ne moom mooy beneen riwaaya bi dafa ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilay haddathana Muslim te mooy Muslim ibn Ibrahim al-Asadi al-Azdi al-Farahidi mooy Abu Amr al-Farahidi rahimahullahu ta'ala dañ koo xamee ci ash-Shahham ak wala boog al-Qassab moom mi ngi génn àdduna 222e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñi maanaam ñi teel a génn àdduna lañ moo tax imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud rek a soloo ci moom rahimahullahu ta'ala te moom mooy sëriñ bi gën a mag bi imam Abu Dawud a jànge maanaam ci gën a âgé mooy mu ngi génn àdduna 222e année moom moo gën a âgé ci imam Abu Dawud ak ki mu jàngee ci moom rahimahullahu ta'ala ñeneen ñi ci des tamit soloo nañ ay xadiisam waaye dafa am intermédiaire ku dox seen diggante waaye ci ashaabu kutubu sitta ñoom ñaar imam al-Bukhari imam Abu Dawud rek ñoom ñoo soloo ci moom directement ñeneen ñi soloo ci moom te nekk ay moroomi seeni sëriñ yi moroomi sëriñ yi imam al-Bukhari ku mel ne Yahya ibn Ma'in ay Nasr ibn Ali Muhammad ibn Yahya az-Zuhali ku mel ne Zayd ibn Akhzam ak Hajjaj ibn Sha'ir ak ñeneen rahmatullahi alayhim ñoom ñëpp ak Abu Hatim Abu ar-Razi ak Abu Zur'at ar-Razi rahmatullahi ak Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi ñoom ñëpp rahmatullahi ala al-jami' ñoom soloo nañu ci moom bi rahimahullahu ta'ala moom nee na bind naa ci lu tolloog juróom-ñetti téeméeri sëriñ katabtu an samana mi'ata shaykhin ma justul tisra maanaam man bindee naa ci
juróom-ñetti téeméer mooy 800 sëriñ jàngal nañ ma te weesu te jéggiwuma pont bi maanaam li muy tekki mooy génnuma sama dëkk loolu tax imam Abu Dawud rahimahullahu taala loolu la wax ne moom li ci bokk na ci li ci yéeme mooy 70 sëriñ jàngee na ci maanaam am na 800 sëriñ te bokk na ci 70 sëriñ yu jigéen yoo xamante ne jàngee na ci ñoom mais li yéeme ci moom ànd ak ni mu ponkale ànd ak màggaayam ànd ak li nga xamante ne moom mooy ni mu ràññeekoo yépp ci xam-xam ba nekkoon imaamu waa Basra rahimahullahu taala ànd ak loolu yépp mësta jéggi pont bi maanaam mooy mësta génn dëkkam sëriñ sépp ci këram lañ ko fekk maanaam dëkkam lañ ko fekk loolu nag dafa bokk ci ñi nga xamante ne jagleeg borom bi la subhaanahu wa taala moo tax loolu lay wax ne moo tax imaam Abu Dawud doona as-Sijistani na maa raxila ila ahad ma muslim bii nii al-Farahidi Muslim ibn Ibrahim al-Farahidi boosuwul dem tuxu dem laxas ay bagage am dem ne day jàngi ci kenn loolu moom gëneel la gu rëy rëy ndax ku ne xam na ni mbir mi daanu demee noonu waaw laa yustata loolu ku nekk xam na ko ah bokk na tamit ci li mu ràññee ko mooy le fait que nombre conséquent wu jigéen ñi mu jànge 70 jigéen loolu tamit dafa bokk ci li raar ndax bëri na ñuy am ay sëriñu jigéen mais duñ tollu ci nombre boobu loolu dafa raar dégg nga kon moom mu ne qaala haddathana Wuhayb moom lañ doon wax naan ci riwaayam bi léegi moom mooy Wuhayb ibn Khalid ibn Ajlan al-Bahili rahimahullahu ta'ala Abu Bakar mooy daa xantalam mi ngi gën a àdduna 107e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 165e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkoon na ci ñi nga xamante ne ñoom ñu gënoon a xam maanaam xadis xamoon tamit maanaam góor yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci xadis yi maanaam di leen ak lu ñutu gi mu leen di lu ñut loolu moom bokkoon na ci ñi nga xamante ne ñoom la gën a ñoom moo leen gënoon a xam rahimahullahu taala moom waa Basra la rahimahullah mu ne qaala moom comme parce que muslim bi nga xamante ne moom mooy al-Farahidi rahimahullah mu ne qaala haddathana Mansuur wax nañ ko léegi mooy bint Safiya an ummi mooy Safiya bint Shayba radiyallahu an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha anna imra'atan am na jigéen min al-ansaari ci lansaari mooy Asma bint Sukkal radiyallahu ta'ala anha qaalat nee na li nabi ñel Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kayfa ana naka aghtasilu moom lay sangoo min al-mahiid ci mbërëg maanaam mooy moo génnee ci mbërëg ana naka lay sangoo qaala Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko maanaam mooy ginnaaw bi ñu ko waxee sangu bi yëpp ba noppi daf ni ko xusi nag jëlal firsatan ab morso boo xamante ne mu massakatan bu ñu def parfum la maanaam bu ñu def misk fa tawadda'i te nga raxasoo ko maanaam tawadda'i moom tekkul nga jàppoo ko mu nga raxasoo ko salaasan ñetti yoon maanaam salaasan ñetti yoon bi mën naa nekk ne li mu ko wax moom mooy parfum boo jëlee morso bi da nga koy teg ci place bi nga fomp ko bu baax ak fi deret ji nekk nga fomp ko ñetti yoon gin après nag ngay doog a jël beneen bi nga teg ko fi mu ne nga bàyyi ko ci ba mu leer yow fend na amma fii tawadda'i salaasan mën naa nekk nde daf ni ko ci xaala la aju maanaam daf ko koo wax ji salaasan ñetti yoon te loolu day dellu ci xadis bi ñu weesu ndax bi mu nekk tatahhari biha mu ne ko naka kayfa tatahharu mu ne ko ay tatahhari biha kayfa tatahhari biha mu ne ko kayfa mu ne ko tatahhari dégg maanaam kon ñetti yoon boobu mën naa tekki ne ñetti yoon bi ci loolu la aju kon maanaam loolu dañ ci xamee ñaar yëpp de toute façon maanaam mooy ne parfum bi dañ koy jëfandikoo ñetti yoon dégg nga suma topp inna nabiyya nag Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam istahya dafa daal di am kersa dégg nga maanaam dafa jékki-jékki mu daal di am kersa fa aarada mu daal di du mooy bu wajhi ci xar kanam maanaam kon loolu dañ ciy xamee tamit ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam lii day wane kersa bu mag gi Yonent bi amee woon sallallahu alayhi wa sallam ànd ak ne pourtant dafay jàngale lépp day wax ci mboolem mbir yi waaye daf cee boole daf cee boole am kersa da cee boole am kersa gu rëy moo tax gis nga jigéenu lansaari ñoom loolu amul woon problème ci ñoom maanaam ñoom dañ ñëw laaj li ñuy laaj xam nga jigéen ñi dañoo wuute am na ñoo xamante ne dañuy rusa laaj yu mel noonu ñoom dañuy faral di yabalaate ak yu mel noonu am na jigéen ñoo xam ne ñoom dañuy mën a laaj loolu garaawul ñoom voilà te loolu du ŋàññ
waaye fi muy nekkee ŋàññ nag mooy bu demee ba nit ki maanaam lu ñuy wax wow bët maanaam mooy jigéen ji moom day nekk koo xamante ne amul dara lu muy rus amul dara lu muy kii lu ko neex wax xamul nu muy waxee ak nit ñi ak yu mel noonu waaw loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li aju ci xeetu jigéen ñi dégg nga mu ne kon waaye kenn ku ci nekk xeetu ngëneelam yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon nag dafa am kersa fa arada mu daal du mooy bu waj yi ci xar kanamam maanaam ñu gis ne te loolu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam loolu noonu la amee woon kersa tamit noonu la amee woon kersa comme ni nga xam ne noonu la ko sayyidatu Aïcha radiyallahu ta'ala wala waxe woon ak yeneen saxaaba radiyallahu ne moo gënoon a am kersa ki jigéen ji nga xamante ne mooy jànq bi nga xamante ne dafa nekkoon ci ruqam maanaam mooy jànq googu nga xamante ne boo ñëwee ci kër gi da nga koy fekk tout le temps ci biir néegu yaayam ci benn ruq rek mu toog noonu ndax kersa googu nga xamante ne da day toog rek sëgg def nii buñ ne ko asto mu ne naam tey day nga daal di kii gën a ko kaay def ni nag mu daal di jóg daal di daw sëgg dem nga xam ne buy romb nit ñi sax day am problème yeneen bi saa sala moo ëppoon kersa jigéen jooju voilà ànd ak loolu yëpp te loolu day di wane ngëneelu kersa ànd ak loolu yëpp nag terewul bu daan wax dëgg bu dëgg jotee daf koy wax lu mu waroon a leeral da koy leeral lu mu waroon a def da koy def et cetera sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax kon mu ne ko moo tax aw xaala moo tax nag wala ba xaala danu ko tawadda i bi na nga ko waay na nga ko setloo waay maanaam baatu tawadda maanaam day tekki maanaam wudu bi maanaam bi xaqiqatu lughawiyya la maanaam xaqa lughawiyya la maanaam mooy ci làkk arab maanaam tawadda day tekki raxasul maanaam nga raxasoo ko loolu lay tekki kon maanaam tawadda i biha nga raxasoo ko nee nga fa axastuha ma daal di jël ndaw si nag fa jazabtuha ma daal di koy xëcc bijji ko fa axbartuha ma daal di koy xabaare bi maa ci li nga xamante ne yuridu moom la namoon annabi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam te moom mooy mu raxasoo ko maanaam mooy li ñu wax mooy mu jël coton bi raxasoo ko def ci parfum teg ko ci place bi nga xamante ne moom la deret ji doon génnee wala fi nga xamante ne moom la taxoon mu fompe ko kon xadis bi gisoon nañ ko léegi ci taxrij bi dégg nga Imam Bukhari doon nag xadis numéro 314 te dana ko indiwaat xadis numéro 7500 dana ko indiwaat xadis numéro 7357 amma waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo dañ ko ba mu des imam at-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jami' mu ne baabu imtishaati al-mar'ati inda ghusliha min al-mahiid mu ne baabu buntu imtishaatu peñewu bi al-mar'ati jigéen ji peñewu inda ghusliha faf sangu bi muy sangu cangaayal farata min al-mahiid ci mbërëg bu gisee mbërëg xam nga loolu moom mooy lii yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam li indi laaj bi moom mooy ne xamoon nañ ne jigéen bi sangu cangaayal janaaba moom du soxla muy dindi li nga xamante ne moom mooy léttam maanaam jigéen ji bu léttoo du soxla mu dindi ko waaye loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah dañ ciy indi ay teqantal yoo xam ne insha allahu taala daañ ko indi waaye yenent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ci xadis bi nga xamante ne moom lay indi mooy xadis sayyidat Aïcha bi radiyallahu taala anha daf ci wax maanaam luy tegtale ne da koo digaloon ci mu dindi ko maanaam mu peñewu boobu nag moo tax imam al-Bukhari rahimahullah taala indi ko fii waaye nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim lu ci rawatina Xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom am na ci mbooloo ci ñoom te loolu moom mooy mazhab bi daanaka lu dul ne al imam ibnu Qudaama al Maqdisi rahimahullah ci al Mughni moom dafa saxal ne dañuy peñe bi maanaam firi gi ñuy firi létt yi jaru ko teqantal gi nga xam ne moom lañ ci def waxoon nañ leen ne bu dee day sangu cangaayal janaaba du firi létt yi waaye su dee day sangu cangaayal ngir mbërëg loolu Hanaabila yi rahmatullahi alayhim ñoom dañ ni day firi day dindi létt yi li tax muy dindi létt yi nag ñoom dañ ne li tax bu koy dindi mooy ne mbërëg benn yoon la koy dal ci weer wi am maa li nga xam ne moom mooy janaaba mën na koo dal lu baree bare ci weer wi kon buñ ne ko faaw ngay firi létt yi loolu day daal di nekk cooro moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doonu woon wax ne nañu dindi létt yi
amma am na nag xadiisu ummu salama radiyallahu taala anha boo xamante ne dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne dama ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma laaj ko ne ko man jigéen laa joo xamante ne samay létt dafa dëgër mu ne afa anqudu dufra ra'si ndax damay daal di firi samay létt lil janaaba ngir ñoom lil xasli minal janaaba wala boog ci beneen riwaaya li xaslil xayd wal janaaba ndax bu ma amee bu ma waree am cangaayal farata damay dindi sama létt wala boog ci beneen riwaaya bu nekk sax imaam Muslim rahimahullah bi mu ne bu fekkente ne dama am lil xaydati wal janaaba maanaam bu fekkee damaa gis mbërëg ba noppi wala boog ma gis janaaba yeneen bi saa xam ne ko laa déedéet innamaa yakfiiki an taxussi ala ra'siki salaasa xasayaatin summa tufiidil maa'a ala saa'iri jasadiki fa idaa anti qad tahurti ne ko doy na la sëkk nga daal di sotti ci sa bopp bi ñetti ndox ñetti yoon maanaam ba karaw ndox mi laal karaw gi laal der bi boo defee loolu ginnaaw ga nag ngay daal di jël ndox rek tasaare ko ci sa yaram bi yëpp bu boobaa laab nga set na maanaam loolu moo tax lu ëpp ci borom xam-xam yi te ñooy xanafiye yi ak maaliki yi ak shaafi'i yi rahmatullah alayhim ak lu bëri ci xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañ ne firi létt bi du nekk farata xataa ci jigéen di nga xam ne dafa gis mbërëgam du nekk farata waaye nag lu ñuy sopp la ci moom ngir xadiis yi nga xamante ne moom mooy ñëw insha allahu taala mu ne qaala bil isnaadil muttasili fi awwalil kitaabi ilayhi haddathana Muusaa ibn Ismaa'iil te mooy at-Tabuzaki al-Minqari al-Haafiz al-Basri rahimahullahu taala moom Muusaa ibn Ismaa'iil mi ngi génn àdduna ci weeru Rajab 223e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari solo na ci moom ak Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom directement maanaam wax nañ la maanaam ngi gis ne 223e année la ginnaaw gàddaay sallallahu alayhi wa sallam amaa ñeneen ñi ci des nag ñoom tamit solo nañ ci moom waaye faaw day am ku dox seen diggante maanaam muy imam Muslim imam at-Tirmidhi imam an-Nasa'i imam Ibn Maaja rahmatullahi ala al-jami' mu ne qaala nee na haddathana Ibrahim te moom mooy Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf al-Qurashi az-Zuhri rahimahullahu ta'ala daqantaram nekkoon Abu Ishaq moom waa Madinatul Munawwara la ala saakinihaa afdalu salaam waaye dafa demoon dëkk ji Baghdad maanaam loolu moo tax mu tase maanaam sëriñam bi foofu la taalibe bi foofu la jàngee ci moom mooy al imam Muusaa ibn Ismaa'iil at-Tabuzaki rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna 182e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom Abu Ishaq al-Madani mooy Ibrahim ibn Sa'd rahimahullah mu ne qaala haddathana Ibn Shihab te moom mooy ak imam bu mag boobu Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdullah ibn Shihab ibn Abdullah ibn al-Harith ibn Zuhrata kon moo tax ñu naan ko az-Zuhri rahimahullah di bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maam ci wàllu yaayam mooy Zuhrata ibn Kilaab ibn Murrata ibn Kaab mooy Kilaab boobu foofu la bokkee ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu baayam comme ni nga xam ne yaay Yonent bi ak baay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom it foofu lañ bokkee ci Kilaab boobu moom dàkkantalam mooy Aboubacar mooy kunyaam comme li nga xam ne loolu nga xam ne Muhammad ibn Muslim moo tax moom dafa siiwee ci ñaari turam bi maanaam Ibn Shihab wala boog az-Zuhri imam az-Zuhri mooy imam Ibn Shihab tamit maanaam moom ñaari yooyu la siiwee amaan na mooy ki gën a siiw ci waa Banu Zuhra ginnaaw maanaam ñaan Zuhri di Zuhri la maanaam daa mel ni moo ci gën a siiw ginnaaw Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ci anam boo xam ne bu ñu nee az-Zuhri rek ñëpp xam nañ Muhammad ibn Shihab lañ rahimahullah dañ koy dàqantelee kon maamam bi nga xam ne moom mooy Shihab da naan Ibn Shihab fekk moom du Ibn Shihab Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdullah ibn Shihab maanaam muy ñeenteelu maamam moom lañ koy dàqantele ñu naan Ibn Shihab ñu koy dàqantele az-Zuhri ngir juróom benneelu maamam mooy ndax Shihab boobu mooy ibn Abdullah ibn al-Harith ibn Zuhra wala boog juróom ñaareelu maamam dégg nga moom mi ngi gane àdduna 50e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 125e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme tamit taalibeem bii ni Ibrahim Abu Ishaq al-Madani rahimahullah ñoom ñii ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an Urwata te moom mooy ibnu Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhuma muy Abu Abdullah al-Madani tamit moom moo di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam bokkoon ci fuqahaa as-sab'a yi juróom-ñaari borom xam fiqh yu mag yi nekkoon Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam ci jamonoy taabi'i
moom mi ngi gane àdduna kon ci 24e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom kon waaw 70 ans loolu waaw mene baax na 70 ans dégg nga am na nee na Aïcha ta mooy sayyidat Aïcha radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin ana qaalat nee na ahlaltu nee na maa ngi talbiya maanaam ndax bu ñu naan labbayka allahumma labbayka maanaam ahal mooy ahal la dégg nga maanaam ahlaltu maanaam mooy sikkar yëkkati sa kàddu di sikkar tudd yàlla maa rasulillahi nag ndaawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi xajjatul wadaa ci xajjatul wadaa mooy aj gi nga xamante ne moom la ñuy tàggoo ngir ne moom ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoo àndoon te loolu mi ngi am ci fukkeelu at ak benn te mo ci ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne foofu bi mu paree xaj bi ba ñu pare waa fukkeelu at ba ñu paree gannaaw gi muharram moo dikk ginnaaw muharram bi safar gi safar rabiul awal ci la yent bi génnee àdduna sallallahu alayhi wa sallam maanaam fukkeelu at bi ci la aje moo tax boobu aj rek la aj ci l'islam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam benn aj la aj ci l'islam ajoon na nag lu ko jiitu ñetti yoon waaye ci l'islam moom benn aj rek la aj dégg nga nee na kon boobu nee na ma ànd ak yent bi sallallahu alayhi wa sallam ci aj boobu waaye ànd ak aj boobu la ñu tuddee xajjatul wadaa maanaam aju tàggoo gi nee na fakkuntu ma nekkoon mi man ci ñi nga xamante ne tamattaa dañoo defoon lu ñuy tuddee tamattoo maanaam tamattoo moom mooy ma dem aji ji ma dem umra ji bu ma demee umra ci biir ñi nga xamante ne ñoom la ñu tuddee ashhurul xurum yi maanaam ñetti wala ashhurul xaj yi ñetti weeru aji moom mooy koor maanaam diggante korité bu ñu xësee ba korité ba jouru korité ba keroog aj bi loolu moom moo tudd mooy ñetti weer yooyu ñoom ñooy ashurul xaj mooy ñetti weer yi nga xam ne ñooy weeru aj yi léegi nag moo tax alquran ne alxajju ashhurun ma'lumaat ak ay weer la yu ñu xam maanaam ñetti weer yooyu nag su fekkente ne da nga cee def umra ba pare génnoo ci lu ba ci miiqaat bi maanaam nga bëgg nga def umra ba pare bëgg a aji ji te doo dem ba génnaat miiqaat bi complètement dem defaat sa ihram ñëwaat doog a dugg aj bu boobaa li ngay def moom tamattu lay tudd maanaam da ngay nekk ci biir dëkk bi maanaam mën nga faa des ba ñu génn ba ci miiqaat bi waaye loola bu boobaa soo ñëwee da ngay daal di da ngay daal di rendi hadiyu maanaam jur goo xamante ne bahiimatul an'aam la maanaam jur gi ngir nga mën a nga sa aj mën a baax maanaam looloo koy far maanaam le fait que nga waroon a génn ba ca biti doo nga dellu si waat loolu moo koy far dégg nga kon loolu nee na nag waaye fa kuntu man nag kon dama bokkoon mi man ci ñi nga xam ne tamattaa dañoo def tamattoo waaye walam yasuq waaye nag yóbbaalewuloon alhadiyu hadiyu bi maanaam hadiyu gi moom mooy jur googu nga xamante ne moom la ñuy yóbbu ci mu nekk kon gëléem wala boog nag wala xar fekk ci li nga xamante ne moom lañ koy yóbbu ci kaaba ga maanaam mooy comme ni tuddee hadiyan baaligal kaaba maanaam mu nekk jur goo xamante ne dañ koy yóbbu ca kaaba ga bu ko defee mu daal di mën a nekk loo xamante ne day remplacer dellu si gi maanaam ni ki noonu ki nga xamante ne moom mooy def xiraan tam noonu lay def maanaam kii def xiraan moom day jóge ci biti day yóbbaale hadiyu loolu tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ba mu waxee ñi ci des sahaaba yi radiyallahu anhum ne leen def leen ifraat wala ñenn ñi nga xam dañoo bëggoon a def aj maanaam mu ne leen déedéet def leen aj ak umra mu ne leen def leen ifraat gi bu leen def xiraan gi xiraan moom mooy nga dajale umra ak aj ak umra mu ne leen bu leen ko def firi leen dindi leen seen yéenéw aj gi moo tax loolu borom ko xam ne dañuy wax naan bi ñu yegsee ci sarifa maanaam dañuy tënk kii bi ndax loolu tax ñu jóg yooyu yëpp masala la yoo xam ne daan ko gën a leeral bu ñu yegsee ci buntu xaj mais ci kitaabul xaj yi ci téeru xaj waaye ne ñoom dañoo jóge woon ca bi ñu def ni leen woon nañu laata añu yegg ci sarif mooy fii sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha gise woon mbërëga bi ci la leen waxee ne woon ne leen firi leen seen yéene aj mu ne bu dul woon man li ma indaale sama hadiyu kon tamit noonu laay def damay firi sama yéene ak aj def tamattu def ifraat bu ma defee ifraat moo tax bañ demee ñoom ñu def umra maanaam lu ëpp ci ñoom moo tax umra la leen def loo nga xamante ne moom ak soxna yent bi saa sam ñoom ñëpp umra lañ def waaye sayyidat Aisha radiyallahu anha man ndax borom moom dañ ciy wuti ngir ne dañoo jommi
ci riwaayaat yu wuute yi xam ngeen gisoon nañ fi mu naan laa naraa illa al hajja ak xarajnaa maa rasulillah sallallahu alayhi wasallam laa naraa illa al hajja wa ci beneen laa nazkura illa al hajja wala ci beneen riwaaya muhalliliina bil hajj ak yooyu ba pare fii moom mu ne umra la def tamattu la def maanaam nga gis ne kon loolu tax borom ko mbir yi jommal leen nga gis ne lan la ci def réellement lan la def lan la def moo tax borom ko bi jom bi waaye amaan na insha allah li gën a dëgër moo tax loolu dañ koy tudd ngir tënk masala amaan na li gën a dëgër mooy ne sayyidat Aisha radiyallahu anha yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koo fiiriloo aj bi mais complètement maanaam moom la ñu yéene woon bi ñuy ñëw waaye daf koo fiiriloo aj bi complètement ba ñu demee moo tax mu defloo ko umray kese dégg nga mu ne wala kon mu ne fa zaamat mu daal di jàpp mooy wax na ne moom sayyidat Aisha annaha naka moom kat haadat dafa gis mbërëg walam tathur te laabul maanaam mooy contraire ki gis mbërëg mooy ki laabul dégg nga nee na xattaa mbete daxalat mu daal di dugg laylatu arafa bisu guddik arafa fa qaalat mu ne yaa rasulallah maanaam mooy guddik nga xam te ne mooy guddik arafa gi mu ne yaa rasulallah yow ndawal yàlla la sallallahu alayhi wa sallam haadihi lii laylatu arafa guddik arafa la fekk xam ngeen ni yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni ko isna'i ma if'ali ma yaf'alul hajj ghayra annaka la tatufi bil bayt defal mboolem la kii aj di def ba sauf que yow lan doo tawaaf kaaba gi waaye mbërëg bi kon daf ko yóbbu ndekete ba keroog ba bisub arafat ñu ma ngi gis mbërëg dégg nga ba bisub arafat ma ngi gis mbërëg nee na wa innama li am ba des mooy kuntu man tamattaatu damaa defoon tamattu bi umratin ci umra maanaam man daal umra laa defoon fa qaala mu wax laa ñeen ko rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam unqudi firil rasaki sa bopp wam tashiti te nga peñewu maanaam yi nga xamante ne bu boobaa laaj bi moom mooy xam nga normalement kii ak warul def yooyu yëpp waru fi nekk di firiwu di yooyu mais nag comme dafa war a sangu cangaayal farata loolu moom moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kon nag firil sa bopp te nga peñewu maanaam kon loolu moom moo tax day leeral ne moo tax imam al-Bukhari rahimahullah suraaxe dañoo am problème ci lu tax imam al-Bukhari indi xadis bi fii te waxul woon ne dafa am maanaam pour ki mbërëg ngir ne sangu farata ji muy sangu ngir mën a def yenn maanaam manasikul xajj yi la kon lan moo tax te loolu moom moo tax kii aj mën naa ñëw jouru arafat aj si moo tax jouru arafat fekkee foofu nga aj li ci des yëpp mën nga koo def maanaam moo tax aj mën nga ko def ci ñaar wala ñetti fan boo demee arafat rek mu fekk fa yi ci des yëpp boo demee màkk nga dem def wër kaaba gi dem def li ngay def yëpp da nga julliñ sa ñaar raka dem def tawaaf tawaaful wadaa après mu daal di jeex nga daal di dem wat maanaam def sa bon buñ xëyee dem Mina bien sûr dañuy xëyee dem Mina parce que buñ jógee arafat dañuy dem Musdalifa ci guddi gi buñ xëyee daal dem sànni ci jamra dem Minan sànni seen jamra kii sànni seen jamra boog dem Minan dem rendi ci seen haddu yi seen xar yi ak nag yeeg gëléem yi mooy haddu yi ñu doon wax léegi bu ñu ko fa jógee dem watu ji bu dee góor ñi la aji ji dem def ci seen tawaaf suñu paree kàbbar seeni julli ci ginnaaw kaaba gi ci maqaama Ibrahima mooy foofu mooy waja'alna maqaama Ibrahima musalla dégg nga ngeen def ñu daal di julli seen ñaari rakka suñu paree daal di ñibbi jeex na ajago nii la simple de aj nañ jeex na ndax Safa ak Marwa bi rek lay def maanaam juróom-ñaari Safa ak Marwa ñibbi maanaam bu def tawaafee noonu day def Safa ak Marwa rek ñibbi jeex na ak nii la simple nii la woyofee nii la yombee waaw moom léegi nag li ci yéeme mooy alal gu metti gi ñu ci yàq ak tam protocole gu bari gi ñu ciy dugal léeg-léeg sax da ngay gis ñuy jóge ak te léegi loolu moo commencé xew da ngay gis ñuy jóge ak pour ñibbi si dañuy jël ay t-shirt yoo xam te ne dañ ci imprimer seen ay yére maanaam def benn genre comité d'accueil boo xamante ne ñoom ñooy accueillir kii ak ci xam nga loolu ak yeneen yu ci aju yàlla nañ yàlla sàmm mais loolu moo xew waa léegi loolu moo xew boo demee Kébémer loolu ngi gis ak yeneen yoo xamante ne xeetu ndawtal yi ñuy def joxante ci biir aji yeeg maanaam dañ ko def événement boo xamante ne léegi day daal di génn complètement cadre jaamu yàlla dem ci ay caaxaan wala puukare yàlla nañu yàlla sàmm dégg nga moom ne koo kon firil nag na nga firi sa bopp bi na nga firi sa létt yi te nga peñewu maanaam wa am si kii te nga téye sa bopp an umra te wala sa umra bi maanaam mooy
tawaaf kaaba gi mu war a def et cetera nee na fa faaltu ma daal di def loolu fa lamma ba nga xam te ne qadaytu maa ngi matal nag alxajja aj gi amara ci la digalee maa ngi léegi nag maanaam bi nga xamante ne léegi nag maa ngi war a dem matale ji aj gi nag léegi ngir ne pare naa sama mbër gi jeex nañ ma sangu cangaayal farata maanaam loolu kon day tegtale ne kii war a sangu jigéen ji sangu cangaayal farata su fekkente ne ci aj bi nga xamante ne dañ ciy tere peñew kii bi watu kii bi firéeku bi ak peñew yooyu dañ ko ciy tere segam ci loolu lañ ni ko na ko def ngir ne dafa war a sangu cangaayal farata loolu li muy tegtale moom mooy kon ki nga xamante ne mooy ki ci des waxaale wuñ ko kon loolu moo tax xanaa bi day rahmatullah seen lay foofu day daal di dëgër waaye hadith sayyidat ummu salama bi radiyallahu anha mooy wane ne du farata ah et que lu ñu sopp la ala kulli xaal loolu lii moom moo indi maanaam ni ñu interprété hadith yi ak ni ñu ko déggee moo indi wuute yi borom moom indi wuute rahmatullah am maa hadith bi ñaari ñoom duñ koy faral di jëfandikoo waaye imam al-Bukhari daf koy jëfandikoo ngir dégg-déggam bu sew ngir jàpp ne bu fekkente ne lii nga xamante ne maanaam du farata ci la ñuy defee lii waxuma laa li nga xam ne farata la maanaam nga gis ne kon mazhabu imam al-Bukhari mooy ne kon jigéen ci daa war di firi ay léttam am maa ñi nga xam ne ñoom ñooy yeneen fuqaha yi globalement jàpp nañ ne duñ firi létt yi waaye nag am nañ ay xeetu teqantal yuñ indi yoo xam ne tamit xaw nañoo jegewantoo loo xam ne mu def na koo tënkee nii mooy ne su fekkente ne létt yi dafa dañ ko nit ki moo ko fasal boppam takk ko maanaam takk ci ay masalan ay wëñ xam nga kii bu dee benn wëñ wala ñaari wëñ Maliki rahmatullah dañ koy jéggale ñoom jàpp nañ ne benn wëñ wala ñaari wëñ loolu garaawul mais bu commencé bëri rek da nga koy daal di obligé firi bu dee di jigéen ji day sangu cangaayal farat su gisee mbërëg voilà bu dee Shafi'i rahmatullah ñoom garaawul mais ba mu des bu dee mbir mi dafa takkul boppam maanaam mbir mi létt yi nit ki moom man masal jigéen ji bàyyi noonu ay boppam bopp bi daal di arawu waaw mu nekk voilà mu dem ba nekk xeetu rasta ak yooyu non bu dee góor moom da koy wat da koy wala mu dindi ko voilà bu dee góor da koy dindi wala mu wat ko wala mu peñe ko ala kulli xaal ndax li nga xam ne moom mooy li am solo moom mooy tamit ñoom dañuy wax ne yii yëpp dañ koy jéggale sous condition que ndox mi di laal der bi amma fuqaha Maliki rahmatullah comme ku mel ni moom ad-Dasuqi rahimahullah li mu nettali ne ñoom dañuy jéggale jigéen ji nga xam te ne kii la arus mooy céet naka lañ joxe céet bu bees waaw céet bu bees jigéen ji céet bu bees bi moom bu dee dafa létt yi noonu parce que dañuy wax ne su ko defee maam yàq alal lay doon ndax ni muy ci defee xam naa defar waa bi nangam mais loolu céet bu bees bi donc lañ koy may de dégg nga waaye ala kulli xaalin daal maanaam mbir mi tënk gi loolu la nee na ci la diggalee Abdurrahman mooy ibnu Abubakar radiyallahu anhu mooy magam laylatal xasbati maanaam guddi goog nga xam ne mooy laylatal xasba mooy xasab mooy guddi gi nga xam te ne ci la ñuy dem nekk minan maanaam diggante minan la ak Makka nee na fa amarani mu daal di may umraal minat Tan'im la ko jëlee ci Tan'im makaana umrati bërëb sama umra allati bi nga xam te ne nasaktu moom laa soobu woon dégg nga kon moom moo ko dem jàppale ko ci umra gi defal ko place yi nga xamante ne foofu la waroon a dem yeneen place yi nga xam ne moom la demutoon wala boog ma ngir mu jàppale ko ngir mu mën a mottali ay umraam dégg nga nee na kon ñu tënk ñu yem foofu ndax xadis bi insha allahu taala imaam Buxaari dina ko indiwaat xadis numéro 317 foofu dinañ def taxrij bi tey dañuy bàyyi pour xadis bi di ñëw insha allah ñu def taxrij bi ngir ne waxtu bi daf ñëw dak wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin waaw bismillah aja xam naa sa laaj bi bëri non dégguma de dara hein oui à quel moment on dit qu'elle est plus en état d'infection?
waaw 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 mais maanaam loolu pour mu waajal la pour bu waree sangu maanaam daf koo def ngir waajal sangu gi mu war a sangu moo tax mu teel ko def parce que temps bi daf leen a pressé woon voilà ngir anticiper la mu daal di peñewu mu daal di rax maanaam mu dindi bopp firi létt yi peñewu ngir mën a ngir ne bu kiiwee rek day daal di sangu cangaayal farata. Ah d'accord, donc ça veut dire que ça, c'est avant, même avant que ça arrête quoi. Ouais. Si par exemple on sait que ça arrête au bout du 7e jour, ça veut dire que même avant que ça arrête, on peut enlever les tresses, peigner, attendre que ça arrête et ensuite plus tard. Voilà. Voilà pour mën a sangu cangaayal farata ngir ne cangaayal farata jigéen ji daf ko war a def saa yu affaire bi arrêté. Oui, mais le peigne, on peut le faire avant ça. Hein? Le peigner les cheveux, tu peux le faire avant que ça arrête. Voilà, c'est ça. Et sur le hadith numéro 314, en fait, c'est quel mot en arabe qui nous fait comprendre que on précède du chiffon les grandes ablutions, en fait. Hadith ba 314. waaw. C'est quand il dit Tassilou, qu'on sait que ça, parce qu'on pourrait comprendre que on prend le chiffon et on le passe par terre. Quel est le terme en arabe qui fait qu'on comprend qu'avant ça il y a les ablutions, les grandes ablutions? non loolu hadith bi wax naa la ko imam al-Bukhari rahimahullah da ko indi ci tënk maanaam partie beneen bi nga xamante ne mooy wane ne daf koo digal d'abord mu sangu cangaayal farata loolu ci Sahih imam Muslim la nekk voilà rahimahullah c'est bon wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin